bi ak Walf TV la voix des sans voix dal leen ak jàmm ci seen émission diine ak jamono mbokk yi xam ngeen ne fan yële di weesu daje woon nañ fii ci taabal jilee doon waxtaane Covid 19 ak événement yu mel ne màggalu Tuuba boobale ñu ngi doon wax ndax dinañ ko mën a amal waaw wala déet jamono di dox ba Serigne Mountakha Bachir Mbacké xalif général des Mourides yëkkati ci kàddoom wax ne taalibe yi mën nañoo màggal nañ ko daan defee li ci am solo rek mooy ñu fexe ba sàmmonte ak digley pajkat yi ba feebar bii di Covid 19 bañ a faa jóge di lëmbe ci réew mi nan lañ war a def waaye tamit yan yoon lañ war a teg ngir mën a màggal ci jàmm ak salaam màggal goo xam ne buñ ca jógee waxuma la Covid 19 di tas ci réew mi waaye mën na fee jóge sax kenn du ko déggati ci réewum Sénégal loolu lañ nar a am yéene waxtaane tey ci seen émission diine ak jamono ñu nar a àndal ci waxtaan wi bokk na ci Seydou Bamba Diop moom spécialiste la en communication sëñ bi maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi lay fay Moustapha di nuyu téléspectateur Walf TV yëpp. di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal jotaay bi ci jiital Serigne Mame Cheikh Mbacké ak docteur Ba ak Cheikh Ahmadou Bamba Thiam suma turandoo. di sant waa Walf ci dalal gi ñu dalal. di nuyu askan wi yëpp incha allah. moom màggalu Touba googule sax xam nañ ne bari na ay doomu aadama yoo xam ne dañ ci daan teewee jóge ci ay réew yu bëree bëri ñiy jóge ci gox yu bëri ci réewum Sénégal ñu bëri nag ne déplacement yi xëy na du mën a am nam daan amee bu jamono demee ba mel noonu dañuy soxla li ñu tuddee technologie de l'information et de la communication ban rôle lañ ci war a jouer loolu moo tax ñu am mbégte di ànd tamit ci waxtaan wi ak Ahmadou Bamba Thiam moom spécialiste lay jëm ci wàllu technologie de l'information et de la communication Serigne Bamba ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw jërëjëf sëñ Moustapha di la sant bu baax ci invitation bi. di ziar ñi ma bokkal plateau bi yëpp di gisal suñu Serigne sëñ Mame Cheikh Mbacké docteur Ba ak sama turando ak ñi ñuy seetaan ñëpp à travers la télévision Walf TV. jërëjëf suñu ay gan bokk na ci Serigne Mame Cheikh Mbacké ibn Khadim Awa Ba ibn Serigne Bara moom Khadim Rassoul Serigne Mame Cheikh ñu ngi lay nuyu di fàttali ne yow yaay jiital AIS muy association pour servir le soufisme. ok jërëjëf bismillahi rahmaani alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman jërëjëf sëñ Moussa maa ngi lay delloo nuyoo di amaan mbégte ak kontaante bokkaate yow plateau bi nga xam ne macha allah taala ñëpp koy suivre waxtu wi nga xam ne bi lañ toll mu plateau bu am solo di nuyu bu baax sama gan ñu tedd ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi docteur Ba macha allah barki démb rek ñoo bokk plateau macha allah tabaarkalla waaw 2STV waaw vraiment di nuyu tamit Seydou Bamba Diop mi nga xam ne keroog ñoo ko bokkoon macha allah ci waxtaanu neex yi mook docteur waaye di nuyu sëñ Khadim Thiam mi nga xam ne moom dafa bokk ci biir kër gi wax dëgg yàlla di sunu wala di sunu xarit di sunu lépp di ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla defal jubug lisaan ba li ñu fi wax lépp doomu aadama mën koo jëriñoo barke Sëriñ Tuubaa gan yooyu bokk na ci ki nga xam ne mooy docteur Amadou Ba moom spécialiste la en génie sanitaire nekkoon na fi ay directeur l'hôpital ci ay jamono nekkoon tamit conseiller ci ministère de la santé sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Moustapha nu ngi lay sant di la gërëm di la dellu nuyoo bi. di nuyu également sama co-débatteurs yi. ñoom ñëpp nuyu sama xarit. sëñ Mame Cheikh. sëñ Bamba ak sëñ Khadim Thiam. ñoom ñëpp wax dëgg yàlla c'est des hommes de qualité. jërëjëf kon waxtaan wi nar na am solo ndax ay hommes de qualité rek ñoom leen si seqal taabal ji tey docteur il faut ñu taxaw parce que li ñuy waxtaane mooy pandémie Covid 19 war a ànd ak màggal Touba il faut ñu taxaw xëy na ci évolution pandémie bi ci àdduna waaye tamit ci réewum Sénégal li ci mujj may benn rapport boo xam dañu ko génne wax ne réew yi mu dugg yëpp daanaka boo dee xool ñi ci gën a baaxle stratégie ba ñu teg Sénégal moo ca jiitu wala boo kenn ko ci jiitu moom moo ca topp est-ce que rapport boobu day wane ne quand même ci ni ñu taxawale stratégie bi boobu ba léegi mën nañoo jàppale lu mu ci ayib la aywa bismillah. waaw jërëjëf Moustapha dañoo jëm ci xew bu mag bu tudd màggalu Touba. muy xew boo xamante ni bi bépp ngay njëm koo xam ne kii gëm nga taalibe nga gisuma loo xamante ni dina fa teree dem. su fekkente nag dañuy wax affaire pandémie bi maanaam épidémie bi nga xamante ni bii moom moo lëmbe àdduna lëmbe Sénégal dañuy wax ne rek préoccupation la boo xamante ni bii majeure parce que Organisation mondiale de la santé moo ko déclaré woon avant même mu koy déclaré comme une épidémie. Épidémie mu déclaré woon ko une urgence sanitaire de portée internationale mooy loo xamante ne lii mbir mu jàmp la mu soxal askan bi soxal wér-gu-yaramam
mais mu soxal àdduna bi yëpp donc bàyyiwul benn gox nun nag bi nga xamante ne bii ñëw na fii ci Sénégal ñu tuddee ko c'était le 2 mars 2020 nit ñi tiitoon nañ ba nga xamante ni président ci boppam moo déclaré ne que c'est une guerre et que guerre la contre benn être invisible wala benn noon boo xamante ni bii bët mënu ko gis te muy loo xamante ni également lu nu war a xeex la te xeex bu tar la laaj ba ñëpp waroon nañ mën a takku jàkkaarloo ak virus boobu mu amoon temps bi mu fa duggee nu toog presque ñaari weer yoo xamante ni presque enregistré wuñu ay décès mais nu ngi doon enregistré ay cas nu amoon ay cas importés yi nga xam ne bitim réew lañ jógee woon après nu ne ay cas contact ñi nga xamante ni ñi laaloon nan ak ñi nga xamante ni ñi amoon nan virus bi mais defe naa fii lañu waxee woon ne bés boo xamante ni bi Sénégal am na benn cas communautaire rek on risque d'avoir une catastrophe parce que cas communautaire mooy cas boo xamante ni bi xamoo fan la jóge te xamoo kan nga ko jox te nun fii ci Sénégal damay faral di wax ne la nga xamante ni moom la virus bi bëgg moom la sunu diine ak sunu cosaan bañ la nga xamante ni nun sunu diine ak sunu cosaan loolu la bañ moom la virus bi presque bëgg maanaam mooy saafantoo mooy demalante mooy nuyante ak yeneen ak yeneen ak yeneen suñ demee nag ba nee na nu séparé wu ak yooyu communautarisme boobu nu doon def gars yi nu ngi koy xeex donc stratégie bi nga xamante ne bi ministère de la santé jëloon na ko première stratégie bi mooy communication bi te waxoon naa leen fi communication bi moom du début à la fin dañ ko lajj parce que communication boo xamante ne la li mu tiital askan bi mu ëpp lu mu dalal askan bi te feebar la boo xamante ne bi stress lay bañ yaram boo xam ne bi doole bi daf koy wàññi te nit ki soo ko tiitalee nag wàññi nga doole. beneen stratégie bi mooy approche bi dem nañ ba ne approche communautaire ministre bi ci boppam moo njëkk a wax mu ne mais il faut que ASC yi GIE yi GPF ak yëpp jóg. bi mu waxee loolu ma ne ko du noonu lu ñu yëkkatee askan parce que mouvement communautaire kenn du ko dicter mais mouvement communautaire da ngay wax ba convaincre askan bi de manière volontaire. adhérer am une adhésion, intérioriser le message, approprier au message bi def face maintenant à l'ennemi. Mais na ASC yi wala na GIE rek jóg mouvement communautaire na jóg kooku c'était une mauvaise approche. beneen stratégie ba nga xamante ne bii ñoom lajj nañ ko. moo di ne OMS ci boppam dafa ne c'est une urgence sanitaire mais waxul une urgence médicale mais donc fii ci Sénégal benn dimension rek lañ jël ci sanitaire boobu te dimension boobu n'est pas payante. parce que yaa ngi fàttaliku ñaari weer après bi Covid bi duggee fii ci Sénégal. doon na ndóor dënn di naan nous sommes le premier en Afrique. et le 4e au monde. ñuy guérir. nu dem ba nga xamante ne bi nu ngi doon guérir te man foofu guérison bi Moustapha mos naa la ne. dama ci émettre des doutes. pourquoi ma ci émettre des doutes parce que OMS ci boppam moo ne. amagunu garab bi te amagunu vaccin bi donc loo xamante ni amagoo lu koy faj pourquoi ngay naan wér na donc j'ai préféré le terme rémission. maanaam nit ki kat defal nañ ko un traitement symptomatique maanaam lépp loo xamante bopp a ngi feebar metti wala biir a ngi daw. wala yaa ngi ñaq nga defal ko benn traitement symptomatique bu dindi loolu mu tane parce que virus dafa nekk loo xamante ne bi pour identifier ko lu jafe la dañ lay naan même microscope électronique mënu ko mettre en évidence donc mën nga def ay analyse te doo gis virus bi fekk mundu surtout que c'est une maladie sournoise bi ñu demee encore ba nga xamante ne bii enregistré nañ malades yu bari nu am ay décès yu bari. gis nga changé nañ 2 fois à 3 fois de stratégie donc am nañ conscience ne am nañ ay échecs. D'accord. mais stratégie bi mujj. mooy stratégie bi nga xamante ne bi exposé nañ presque toute la population
à un risque ambiant. mooy bi ñuy naan assouplissement. non seulement assouplissement. mais fi gën a garaaw mooy ñi feebar nañ des seen kër. dinañ ñëw di leen faj foofu maanaam une hospitalisation à domicile kooku kenn mos koo gis. d'accord alors malgré tout Seydou Bamba bu ñu yemee ba léegi ci stratégie boobu bala ñuy sori suñu waxtaan mooy ne am na rapport quand même bu génn wax ne stratégie boobu lu baax la parce que réew yi ñu xeexe Covid 19 yi àdduna bi yëpp boo leen doon rangale tey Sénégal mooy jël deuxième. am na ñu ne nañ ci tey ci genre rapport yooyu ndaxte soo xoolee nombre de tests yi ñu def ci Sénégal rek soo ko comparé ak yenn réew yi bu mel ne Côte d'Ivoire Ghana ak yeneen. ba États-Unis sax da ngay gis ne ñun li ñuy testé dafa néew goo xam ne mënuñu taxaw ne stratégie bi moo gën suñu stratégie bi moo gën yi daw ci yeneen réew. xam nga. Moustapha daanaka ci wàllu stratégie xeex doomu jàngoro. li nga xam ne ñun moom la ñuy dund suñu diggante en tant que communauté li ñuy dund suñ biir. war na cee doy ci évaluer ko. waaye man damay rebondir. ci docteur wax. dugg ci màggal gi parce que xam nga dañoo nekkoon di jiixi jaaxa waaw naan dana am nañ ko daan defee wala danañ ko soppi yàlla dogal Cheikh Mouhamadoul Mountakha yeesal ndigal li nga xam ne Serigne Fallou moom la joxe woon sëñ Abdoulaye yeesal ko sëñ Saliou perpétuer ko sëñ Abdou Khadir wéyal ko ñun ñëw ba kii nga xam ne moo fi nekk muy Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu ne mësta am xel ñaar ci màggal gi ñu def ko nañ ko daan defee. xam nga lu tax. contexte bii nga xam ne ci lañ war a màggal Serigne Touba 33 ans yi mu nekk ci loxo noon bi dund na lu gën a metti loolu junni yoon. maanaam ñun contexte bi ñu war a màggale ren. bu dee ci ay mesures la ak ay restrictions. 33 ans Cheikh Ahmadou Bamba jànkonte naag lu ëpp loolu fuuf ab dayoo benn. bi ci topp mooy 1947 la sëñ Fallou woote màggal yi mais ku ne xam na ne 1947 année de crise bu doy waar la ndax lendemain guerre mondiale la 39-45 dañoo jóge ci ñaari guerre la grande guerre muy 14-18 jóge ci toog 21 ans dem ci 39-45 ñaari guerre mondiale yoo xam ne 21 ans moo dox seen diggante du génération kon au lendemain de deux guerres ci la sëñ Fallou woote màggal gi te booba ñun ñu ngi aju ci réew muñ naan France nekk colonie donc ci moom lañ bokkoon booba Touba du communauté rurale village la village dañ ko tudde woon sax village en geste en devenir ndax booba amagul sax dayoo. cela veut dire que infrastructure yi yëpp infrastructure yi ñu am ak disposition yi ñu am pour mën sur le plan sanitaire mën a dund fexe ba def màggal te lor du am booba sax loolu amul bi ci topp 47 boobu. bu ñu fàtte ne 1947 ci lañ signé l' accord de Paris entre les belligérants de la guerre mooy ñi gagné. ak ñi ñu gagné ak ñi gagné seen biir. accord boobu ñu ngi ko signé en février 1947. sëñ Fallou mi ngi woote màggal gi le 11 janvier 1947. entre les deux daanaka un mois après bi sëñ Fallou wootee màggal gi ci lañ signé accord bi. te octobre lañ tàmbale woon négociation yi ba léegi ñu soog a àdduna soog a fecciku te crise boobu moo gën a mag foofu crise bi ñu nekk ndax deuxième guerre mondiale 50 millions de victimes la def la ca nekk ci ay blessés ak ay déplacés immigrés kenn xamul lu mu toll contexte boobu ci la sëñ Fallou woote màggal kon war nañ koo rappeler te 1947 ci la épidémie variole am Manhattan à New York avec des redondances au niveau mondial parce que boobu États-Unis moo nekkoon la locomotive principale du monde en matière d'économie parce que moo duggul woon ci guerre bi dugg ba ñuy wax pays industriel pays économique bi mu jógee en 1947 bi mu amee pandémie boobu au lendemain de la création du FMI et de la Banque mondiale dafa amoon ay redondances ci contexte crise économique sociale sanitaire ci la Serigne Fallou woote màggal gi Touba kon du muy 18 safar 1366 te léegi nag contexte bi bu dee Serigne Touba dafa woote sant la leen ma yàlla wëlbatikoon tudde ko ak ñu ne nañ ko tudde ak màggal mu jógee ci kàddu Serigne Touba ku ñuy màggal suñ borom subhanahu wa taala baatu màggal ci moom la jógee ci moom la jógee léegi màggal boo ko doon traduire en français mooy ñu exalter la grandeur du Seigneur
le digne de reconnaissance. Serigne Touba boo ko doon traduire il a appelé à exalter la grandeur du Seigneur le digne de reconnaissance. kon loolu ak lu mën a xew ci àdduna. ak lu situation mën a demee lay mënta am. ndax sëñ Fallou mi ko woote Touba. contexte bi mu ko wootee moo gënoon a metti contexte bi te booba bu ñu fàtte ne tubaab yi ñoo fi nekk. 1947 Oswald Durand moo nekkoon gouverneur du Sénégal te foofu dafa am sew. ndax Oswald Durand mi ngi ñëw 46 47 la fi def 1 an. Oswald Durand mi ngi juddu en février 1888 maanaam mi ngi judd le 9 février 1888 sëñ Fallou mi ngi gën a àdduna selon les archives le 27 février 1888. kon am na ay recoupement am na lu ñu suñu borom bëgg a woon ci ay concordance kon màggal gi ñu teel a xam nit ñi waa àdduna xam ne du lu ñuy fomm du lu ñuy soppi ndax borom moo ko digle ci ndigalal boromam la indi jox ñu ko ngir ñu mën a saafaraw kon nañ rafet njort ne Moustapha ak lu mën a xew ku ne xam ne baatunu Serigne Touba mi ngi ci mbirum Covid bi. dinañ ci ñëw léegi jàpp ma ne rapport bi li mu wane dañ cee war a gis ndax lu tax rapport bi génn léegi. lu tax rapport bi toog ba ñuy waaj a màggal ba Cheikh Mouhamadoul Mountakha wax ne dañuy màggal Touba ñu soog a génn ne stratégie Sénégal baax na. benn stratégie moo baax. bi médecin yi di doxal. wala bi gars yi bàyyi yi ñu mel ni sëñ Maam Cheikh mi nekk di defal ci suuf. dinaa ñëw ci stratégie boobu nga tudd ak processus de prise de décision bu sëñ Mountakha parce que am na lu ma ci wax ci suba te bëgg naa ci dégg léegi sëñ Seydou ak sëriñ Maam Cheikh Mbacké. alors sëñ Maam Cheikh ci yow sax la ñuy ñëw dafa mel ni. contexte bi ñu nekk nii. li muy indi njàqare soo xoolee l'évolution. évolution bi nga xam ne mooy chiffre yi ministère de la santé di joxe depuis quelques semaines. dafa mel ne xéewal enfin mi ngi bëgg a dugg quand même wala ak tawfeex mi ngi bëgg a dugg quand même si mbirum Covid-19 en tout cas bu ñu xoolee chiffres yi ministère bi joxe parce que jóge nañ ci ay 100 cas 200 nangam ak nangam fi mu ne nii sooy yeewoo ay 47 30 nangam ak yooyu la ñuy wax. alhamdulilah. jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf docteur Bamba docteur Amadou Babok jërëjëf Bamba macha allah tabarakallah seen intervention am na solo trop waaw xel daa gën a dal. ndax damay wax ne li tax xel dal gis nga rapport bii nga xam ne tubaab bi indi nañ ko sax. maanaam xëy na ñoo xam lañ ci jublu pour jox ko waa Sénégal ñuy 2e place waaye bokk na ci li nga xam ne war naa mën a rassurer dalal xelu bokkaat ci li nga xam ne war naa gën a dalal xelu ñiy màggali ak réew mi di Sénégal te dalal xel gi sax bu fekkoon dañuy jàng dëgg-dëgg suñu soir ku wax sa diggante yàlla bu ñu xaymaa actuellement ni Sénégal li am ci cas bi ma mujjee xool yaakaar naa 14000 nangam la jox moom lay am ci cas depuis. corona bi dugg Sénégal 14000 yooyu boo ko xoolee ñi ci wér. xam nga ñaata moo ci wér. 10 000 wér nañ 14000 cas yoo am Sénégal ñu feebar 10 000 wér ci waaw sëñ bi ndax loolu war naa tax kenn di tërëf tërëfi ba mu tax la nga bàyyi li la yàlla suma subhanahu wa ta'ala digal ci jàmm déedéet kon loolu du mbas balaa la ba yàlla wàcc. ndax li nga xamoon ci mbas. ci ñaar ñi 1900 maanaam mbas yu njëkk yi fi daan jaar ci réew mi di Sénégal yaakaar naa ñëpp xamoon nañ mbas na mu daan demee du dëgg. docteur yàgg gën a xam. fu mu mësaan dugg wax nañ dëkk ba sax dañ ko daan lakk. waaw comme la lèpre. dañ ko daan lakk. kon lii balaa la natt la bu yàlla suñu borom santa wàcce waaye fañ ko yóbbu dëgg nga xam dañ ko bëgg a jàppe loo xam ne ni ko olof jaay di wax am mbas la déedéet demul noonu. li docteur ba wax dañu paniqué dès le début. waaw dëgg la waaw loolu mooy waaw dañoo paniqué bi sànq sax maa ngi lire Trump. ñuy wax benn rapport boo xam génn nañ ko ci moom ñu ne waaw au début waxut américains yi li am dëgg-dëgg ci mbas mi. Trump tontu leen ne leen bëgguma woon a panique loo sama waa réew. voilà Trump loolu wax. ndax nee na maanaam feebar maladie boobu nga xam mooy daan la mooy bi daan dal nag yi nu mu tudd sax wala picc yi. maladie boobu grippe aviaire bi. waaw kay. xam nga dañ ko wax ne ko maanaam Covid bi muy doog a ñëw renseignement dañ ko wax ne Covid bi moo gën a garaaw lu mel noonu. mais Trump déewut xam na ko mais dafa gérer ndax dëgg la mi ngi ñëw te kenn mënut tey bu ñëw léegi boo tiitaloo nit ñi day am ñaar dana am ñoo xam da doon feebar naturel am na ñoo xam tiit moo leen rey. waaw tiit mooy tax ñu faatu. kon Trump géré na ko. malgré que ak yi am yëpp ak doon tey élection yi ak ñëw. ñi ngi ko sànni xeer naan ko war a ko def waaye xam na lim géré mooy lan. donc kon loolu di digg li docteur wax tiital gi ñu tiital nit ñi dëgg moo tax xëy na mbir mi agsi fii. mais tiit gi ba amu doon nit ñi doxal seen sago kon sax lañ doon wax naan ay état d'urgence ay confinement yëpp mënu naa ñàkk. parce que am na réew yu ko defut boo demee Europe fu mel ne kii fan la Suède yaakaar naa am na réew yoo xam ne les pays scandinaves la ci bari defuñu ko ñoom. defuñu confinement defuñu dara dañoo bàyyi rek nee nañ bàyyi kii bi mu def mutation comme te dañu wax ne ñooñu ñoo gën a néewle lu ñu faatule
ci ñi pays yi defoon confinement mooy France mu Italie ak kay di mel noonu. ñoo leen gën a néewlu confinement. donc kon mbir mi dafa nekk mbir moo xam ne heure bu jógee nit dama ko doon wax rek nee naa leen tubaab bi seen réew ak seen environnement li mu laaj. ñun suñu réew laaju ko. déedéet bokkuñu. suñu environnement laaju ko seen i xalaatin suñuy xalaati waa réew wurte ànd ak ñoom dëgg la lu baax na foo gis mën koo rey waaye ñun ni ñu waroon a gérer Covid bi dëgg war ko gérer suñu bopp demewut noonu. ni ñu ko waroon gérer suñu bopp nga xam ne dañoo waroon doyloo suñuy xalaati réew. boole koog suñu environnement bi ñu am boole koog suñu culture bi nga xam moom la yoraat ak li ñu yoraal dox ak moom. loolu xëy na bu ñu ko defoon sax yàlla mën nañoo gën a dimbali ba li nga xam ne coupé na ci wàllu économie bi daanoo. jëru ko woon ndax damay wax naa ko 14000 cas boobu léegi 10 000 yëpp wér nañ fi mu toll dañoo wax ñu tëdd ci lal hôpital yi 3000 lay tollool 3000 kese ñoo tëdd. te ñenn ñi ngi seen kër comme. ñenn ñi ngi seen kër waaw loolu ndax war naa tax kenn bàyyi sa liggéeyukaay waxuma la ak bàyyi sa jàmm yàlla. waxuma ak bàyyi sa jàmm yàlla kon déedéet. parce que benn tubaab dafa wax sëñ Maam Cheikh ne biñu ne Afrique kaaw Covid yi bari na fa li ñuy testé moo bari wala ak yooyu. tubaab bi mu ne bu leen ñu fontoo su fekkoon ne bari na fa. Covid nit ñi da ngay gis ñu dee ci mbedd bi. mais alhamdulilah suñu réew ba léegi. malgré li ñuy wax yëpp gisoo fi ay dee yu rangaloo. déedéet loolu waxoon naa ko. gisoo ko fi. te ñoom tubaab bi xëy na ëdd bi sax doon nañu wax ne Afrique nangam waaye loolu amut. moo tax mooy lan ñun bañ ne bërët wax naa ko bi nga xam ne fin confinement bi muy dox te gars yi doon révolté yi jeunes yi génn tëj ak yooyu. may la ñoo yey ndax it bañ ne bërët départ état bi ànd ak maanaam comme pays occidentaux yi li ñu wax. état en état de guerre lañ nekk dëgg la nangu loon nañ leen ko waaye bi ñu dawee maanaam 15 jours ñun dañoo war a taxawaat bañ a ànd ak ñoom ci course bi. dañoo taxawaat réviser waat suñu bopp xoolaat ndax ñoom la ñuy deele ak lañ toll la ñun àgguñu foofu bu ko defee ñun ñu taxawaat bu ñu taxawaatul moom mii wax na ko fi bés ne bi ñu ànd ak ñoom pendant 1 mois dañu waroon a taxaw xool ba xam loolu yow dañu war a taxaw xoolaat buñ taxawoon xoolaat wallahi xam nga dëgg la rapport bi jox na Sénégal 2e place xaw ma waaye ndax loolu doy na waa Sénégal ndax économie bu leen joxe rapport bi jox la ne yaay au niveau mondial yaay 2e yaa am succès yaa am 2e succès mais te c'est économie daanu na économie bu daanu loolu boo ko ndamoo yow xamagoo sa kañ lay jug. yaa ngi ci erreur économie daanu na actuellement président ma ko wax boppam du dëgg kon roy googu nga xam ne saa su ne dañuy roy tubaab bi nga xam du ñëw ñu ànd ak ñoom bu ñu sëqatee ñu sëqat bu ñu tisóoli ñu tisóoli loolu mooy li nga xam ne des fois moo ñu xaw a banaliser ci xëy na loolu moo indi tiitaange bi ba nit ñi doon débat naan dinañ màggal duñu màggal dinañ gàmm duñu gàmm nan lañ ko war a defee xëy na kon roy boobu ñu royoon tubaab bi ñu arrêté seen rassemblement yëpp arrêté seen comme ni nga waxee confinement yëpp moo taxoon nit ñi doon xalaate noonu loolu tiitaange googu rek moo jàpp xam nga nag Sénégal daf ci bari ñoo xam ne dëgg la pays musulman lañ nekk ñu bari waaye nag ñi ci bari seenu ngëm yàlla daanaka mën naa wax ci làmmiñ la nekk waaye nekku ci biir xol bi seen ngëm yàlla te yàlla suma sumantan day wax ne ñi gëmul dëgg dañuy ragal dee xam naa ko dañuy ragal faatu ndax dunduk àdduna gi lañ ngi teel moo tax ñi nga xam ne nag ngëm yàlla dëkk na ci dëgg ci ñoom dëgg la da nga xam ne lii musiba la yàlla koy wàcce danañ jël ci maanaam li ñuy wax sabab yi fexe ba maanaam takki masque def yoo mel waaye nag du leen tee yàqal seen dara li ñu war a def seen diggante ak sa borom subhanahu wa taala kon nag loolu daal mooy dinañ ko mootal léegi Cheikh Bamba Thiam alors est-ce que chiffres yi nga xam ne moom la ñuy dégg te ma tudd ko léegi mooy chiffres yi ñu joxe semaine bi yëpp en tout cas ñu bari bu ñu koy dégg dañ naan mbir mi ngi wàcc est-ce que da nga ci gis ne stratégie la bu commencé di porter ses fruits wala boog le ministère comme ñu ko ñu bari di njorte ñoo joxewul les véritables chiffres waaw jërëjëf sama ñi nga xam ne ñoo ma gisu ñëpp ci seen wax ju leer si explication parce que man bi maa ngi suivre affaire depuis le début parce que xam nga boo nekkee ci internet ak ci technologie bi dina am affaire yu bëri yoo xam ne xëy na yow di nga ci am yenn gis-gis yoo xam ne ñu bëree mën nañ ko si bañ a am surtout côté chiffre parce que man scientifique laa donc man su may analyser dara dama koy analyser par rapport ak li nga xam ne man moom laa gis. données yi nga yore données yi nga xam ne moom laa yore. donc au début gis naa suñu xarit docteur Ba wax affaire communication. man dès le départ waxoon naa leen ne que wax naa ko si ay plateau laa ko wax côté communication dafa communication boo xam ne message am na solo mais li si ëpp solo je pense que mooy message bi. parce que am na ay nit yoo xam ne doo gis tax nga gis ngay nekk télévision. gis kenn rek daal di zappé. te amaana sax moom li nga wax lu am njëriñ la. dëgg la mais moom si boppam moo la sax comme ni nga koy waxee. léeg-léeg aussi nga gis nit yem ci moom rek doo xam sax lu ñu wax nga taxaw parce que da nga naan kii de yàgg naa ko dégg mu wax lu am njëriñ donc su waxee rek
lu am njëriñ lay nekk. donc côté communication boobu je pense que lu am solo loo xam ne daanaka ragal naa ne moo jiitu yëpp. beneen bi aussi mooy booy xool affaire ay chiffres. parce que pour man da ngay xool lu nekk mi mel ni par exemple nga dem benn école boo xam ne am na par exemple 10 000 personnes nga ni am na 50% yu admis yu am examen foofu. mooy 5000. après nga dem feneen mu am 10 personnes mu am 5. donc est-ce que comparaison boobu mën na nekk raison. parce que mu xëy na 10 yooyu. xëy na mooy. boo jëlee par exemple 10 fee kese comparé ak 10 yi xëy na dina xaw a tane. mais soo jékki-jékki jël ñaari donc côté chiffres yi moom. ça veut dire peut-être que ni mënoo comparer États-Unis par exemple ay chiffres ak chiffres Sénégal. mais mi ngi mel ni rek nga ne boo seetlee par exemple dëkk bi ni Brooklyn. Brooklyn quartier la li fa nekk mu ëpp population Sénégal donc bu fekkee da ngay def ay statistiques nga yem foofu kese boo comparé ak Sénégal mën na am problème. donc bon awma information yëpp mais je pense en tant que scientifique. je pense que war nañu gën a xuus ci chiffres yi pour gën ko mën a comparer ak ñi nga xam ne ñu nekk ñoom ñoo bokk réalité. par exemple nga ni Côte d'Ivoire par exemple nga ni Ghana par exemple nga ni Maroc. dëgg la ñoo bokk réalité côté boobu laa gën a gisee. d'accord alors docteur Ba est-ce que situation bi ñu nekk sooy dégg chiffres yi ngay joxe ne yi ñuy joxe bokk da ngay jàpp ne finalement c'est une situation boo xam ne ni ko tubaab waxee c'est suffisamment maîtrisé pour permettre nit ñi ñu màggali waaye tamit buñ ca yeggee ñu gàmmu ji ci jàmm ak salaam. li jiitu dama lay naan Moussa Ba. du Covid bi moo ñuy tere gàmmu. loolu dëgg la. te képp ku rep. ba tere gàmmu gi wala nga waxu gàmmu gi du am sax soo moytul doo ko fekke parce que sëñ bi développé ko na ko joxe na contexte bi ak yëpp mais tubaab aussi day naan comparaison n'est pas raison ba tax na rapport boobu ngay wax man liirawuma ko dama ko dégg nii rek parce que mbir dafa am une lecture active ak une lecture boo xamante ne bi da ngay lire à travers les kii rek nga dem si yoon. mais dama amagul document bi en main lire ko ni mu waree pour am ci appréciation mais suñu ma nee le Sénégal est deuxième. dinaa ci émettre des doutes parce que li ñuy wax comparaison n'est pas raison. lii États-Unis lii France lii Italie lii Espagne du Sénégal sëñ Thiam wax na ko léegi pour nga comparer ay valeurs. du ci valeur absolue bi ngay taxaw parce que soo taxawee ci valeur absolue bi rek résultat bi nga biaisé ko. mais da ngay dem vers la valeur relative. soo amee les pourcentages di nga xam naka ngay defee ay analyses yoo xamante ne yi yu fine la mais su fekkente ne dañoo dellu si fii ci Sénégal. su ne on a maîtrisé la pandémie. man damay naan ay bluff la ay naxe la te dama koy teg fu leer nous sommes en épidémie te lan lay naan en matière de maladie transmissible un seul cas war na tax nu ne épidémie la soo ñëwee ci benn kër wala ci benn quartier nu ne la am na kenn ku fi am cas de choléra signe ba nga ñëw hôpital nu ne la kii kat signe choléra la amoon nga def analyse yi nga gis le vibrion cholérique da ngay dem ca kër ga ne leen yéen kat am ngeen épidémie de choléra nga traité kër ga. traité waa kër ga su jaree sax nga traité en même temps waa quartier bi mais noonu fii man je ne m'intéresse pas aux morts je ne m'intéresse pas aux cas de guérison je ne m'intéresse pas aux cas contact mais xam nga lan mooy essentiel bi. te nga xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax mooy li ñu tuddee cas communautaire. soo demee bitim réew amul cas importé amul cas contact amul cas communautaire rek la ñuy wax. cas rek la ñuy wax. parce que feebar bi feebar la jàngoro ji mooy jàngoro ji sooy dissocier communautaire importé ak yooyu. da ngay gën a compliquer l'analyse yi rek. te dan lay naan benn cas communautaire day polariser au moins 25 à 30 cas contact au début déglu lu baax message bi ni muy évoluer au début dana la doon wax cas contact suivi. oui et léegi cas contact rek la ñuy wax. ça veut dire que cas contact yëpp suivre ñu. kon amatul suivi
te la preuve mooy résultat yi ñuy joxe dañ lay naan on a tant de cas communautaires tant de cas contacts te cas communautaires yi souvent nooy ëpp cas contacts yi seetlu leen loolu. loolu am na te mënul nekk bépp cas communautaire am na lu mu polariser un certain nombre parce que am na fu mu ko jëlee xamuñu ko mais am na ñu mu ko jox te xamuñu ko te ñooñu nag comme ni ñu doon def au début dañu doon dem wër ko te dinaa dellu si tuuti. dañ doon dem wër ko. mais dañ doon dem jëli leen suñ leen ne fii am na benn cas di ngeen fàtte. sapeur pompier waa COUS ak yëpp dañ doon daw jëli leen. suñ leen doon jëli sax dañ doon nekk en tenue effrayer presque tout le quartier communication parce que la communication n'est pas seulement verbale. La manière même d'aller prendre les cas contacts c'était une communication. mais communication la boo xamante ni bi da doon tiital waa koñ bi yëpp ñaata quartier noo taxawoon ne doo leen fi jëlee diw. ñu ne force dañ ko doon jëlee utiliser même les forces de l'ordre ak yooyu. c'était des erreurs dans la stratégie. mais beneen stratégie bi mooy on a mis davantage sur le traitement de la maladie plutôt que la prévention de la maladie puisque prévention bi du mesure barrières yi rek nuy jël distanciation physique masque salutation tout c'est sur le creux du coude ak yooyu yëpp mais yooyu c'est individuel c'est pour se protéger individuellement protéger ce vis-à-vis. mais en ce moment. mais le virus il est ambiant il se développe. il est dans la nature dara rayu ko et c'est là où des mesures physiques des mesures collectives la état bi waroon jël te kenn sentiru ko léegi la ñuy gis service d'hygiène avec des équipements neufs ak yooyu donc médecin après la mort mais lan la ñu waroon def des mesures prophylactiques et des mesures d'assainissement mais malheureusement ni mesures prophylactiques et c'est là où je fais intervenir même le génie sanitaire parce que en matière d'épidémie c'est le génie sanitaire qui enraye la maladie l'épidémie mooy rey virus bi moom mooy songu virus bi nekk ay soldats yu taxaw pour xeex jàngoro bi. d'accord mais du la médecine curative tout court. et sooy fàttaliku. Moussa Seydi yuuxu na sur les plateaux à plusieurs reprises dem na ba confirmer Moussa Thior en disant que l'épidémie li koy faj c'est pas la médecine c'est pas le traitement curatif mais c'est la prévention. alors que nous on a péché sur la prévention du début à la fin. alors mu mel ne prévention boobu nag dina war a jouer rôle bu mag ci màggal gi jëm waaye tax ak gàmm gi nga xam ne moo ci war a topp Seydou Bamba est-ce que li nga xam ne moom nga gis ci données yi nga xam ne moom la ñuy données moom la ñuy joxe depuis quelques jours soo ko dee dégg da nga naan fi nga taxawoon nga taxaw mooy c'est suffisamment rassurant pour que nit ñi mën a màggale ci jàmm ak salaam ñibbi seen kër te duñu fa dégg ay explosion de cas de Covid-19. xam nga Moustapha. depuis bi virus bi duggee Sénégal Covid-19 à l'image de tous les états sénégalais dafa communiquer sur la file de la peur. seen communication yeeg axe de peur lañ communiquer. amul woon communication de crise bien élaborée en amont comme en aval. donc lu bëri paramètres yu bëri yu ñuy nekk di expliquer nii ñoom ci seen bopp utiliser wuñ ko woon dañoo bàyyi boo soxla ay données soo koo capté waaye xam nga histoire daf fee nekk. ñu dund ko te toujours daf ñuy permettre ñu gën a mën a apprécier suñ présent pour mieux préparer l'avenir. xam nga la première pandémie moderne des temps modernes su ma juumul c'était la grippe asiatique de 1957 qui a fait de 2 à 3 millions de morts. Et pour confirmer même que les 90% des maladies virales qui ont généré des épidémies Wuhan boobu la jóge. Voilà. 1905 même dëkk bi d'où le nom de grippe asiatique. ñaar 1957 ñaar rek noo mos a jóge si Afrique. de 2 qui a fait 2 à 3 millions de morts. ñaar ba ñetti millions ci nit faatu nañ ci pandémie boobu. dont 100 000 en France. boobu ñun on était une colonie française donc ñun ci France lañ jokkoon. léegi booba 1957 protocole ban lañ tëraloon. ngir xeex pandémie bi ci période boobu. est-ce que disposition yi ñuy wax jël masque jël leneen ak leneen
gel hydroalcoolique lavage des mains régulièrement est-ce que booba sur le plan sanitaire amoon nañ sax les moyens sur le plan du ciblage communication pour atteindre nit ñi mën leen a wax ñu def loolu kon xam nga foofu dafa mat taxaw seetlu fi mu toll nii pandémie Covid-19 bi ñuy wax ñaata mort la def à travers le monde en tout cas en France àgguñu 32000 te booba def nañ 100000 léegi ñu bëgg a ñëw. fan yii yu génn rek dañu wax ne atteindre nañ 30000 donc àgguñ. léegi et 30000 sur quelle population. sur quelle population. léegi li tubaab bi toll léegi tolluñu ko woon moom. parce que en matière de ratio. en matière de ratio day wàcc. valeur relative bi mu doon wax di ñëw. day wàcc ratio bi day wàcc. léegi ñun nag ñu xëy bëgg a def table rase ci suñ ay valeurs et coutumes pour mën a xeex benn jàngoro. boo xam ne li bu ñuy wax combat communautaire bi ci jiitu. mooy ñu utiliser ñun suñuy propre arme c'est-à-dire en dehors des armes édictées par l'OMS OMS ñan ñoo fa nekk ak ñan ñooy édicter les règles de l'OMS ñan ñoo définir jox Covid-19 tur ak tur bi ñu ko jox fu ñu ko teg ak Covid-19 ci yan condition la juddoo ak nan la tasaaroo ci àdduna bi lan moo doon objectif ñi nga xam ne ñoo ko bàyyi mu génn et cetera et cetera donc il y a beaucoup de questions yoo xam ne dañ ko waroon poser donc état africain yi li ñu war a njëkk a bàyyi mooy jël africain yi jàppe leen ay cobayes nga xam ne dañuy jël rek calqué Occident nee nañ crise am na kon crise am na parce que y a des médias yoo xam ne dañ leen di manipuler au niveau mondial ñuy émettre ay communication subliminale di matraquer ci suñ subconscient li nga xam ne moom lañ bëgg ñu def il faut que africain yi yeewu li ñu war a yeewu mooy ñun suñ ADN lan la man lu seen ADN mënul ñun lan lañ àttan luñ àttanut te dama jàpp ne Covid-19 bi bu pandémie la nee nañ créé na crise au niveau mondial mais crise bu nekk opportunité la ci yenn peuple yi parce que ñi ci ëpp ay prédisposition pour supporter ko ñooña lay doon seen période pour ñu jóg tiim ñi ci des ma jàpp ne nag Afrique kon li ñu dund ndax comme dañ doon prédire ne ay millions de morts en quelques mois te ñun dem nañ presque 6 mois yàlla defal nañu sutura li ñu fi doon séntu amul bien au contraire ñun ñoo fi am population bu valide macha allah boo xam ne taxaw na tem pour continuer le combat du développement gouvernants yi nañ wàcc wax ak population yi revigorer leen jàppale leen ci seen ay initiative individuelle ñu mën a jëm ci kanam mais buñ taxawee naan Covid-19 bi tëral na économie bi mais Covid-19 c'est de l'abstraction am na ñu mu rey mais am na ay pandémie yoo xam ne ay doomu jàngoro yu rëy lu ëpp foofu la mu fi jot a rey te ñu ngi rey ba léegi léegi lu tax ñu bëgg rek xëy créer benn lobbying ci benn crise pour mën a ñi nga xam ne ñoo doon xeex nguur yi ñu tëj seen làmmiñ ndax danañ bëgg ku waxati ñu ne kii de métti bi askan wi di dund tallu ko mi ngi politique ba tey ba pare mën a am aussi période d'apaisement nga xam ne kenn ci sa opposition wala képp ki critique au pouvoir du mën a syndicat yeeg mais yooyu ak sur le plan social lépp ñëpp da nga koy jël en considération kon état yi nañu delloosiwaat seen xel état africain yi bañ koo def rek benn genre occasion pour mën a gérer les rênes du pouvoir sans être perturbé mais ñu def ko benn opportunité boo xam ne pour Afrique la parce que africains yi yàlla suturaal la leen ils sont pas trop impactés sur le plan humanitaire doon ñu mën a def sursaut boo xam ne mais nag màggal gi occasion la parce que toujours ni ñu koy waxee sur le plan économique li mu ñu mën a indil ak ni mën a relancer ak ni mën a tranquilliser motiver murid yi ak jullit yëpp loolu beneen événement religieux mënu ko kon na état bi jël ay responsabilités am ginnaaw bi khalife général des mourides waxee ba noppi joxe ndigal porte-parole am wax ñu convoqué màggal gi wax murid yëpp ñu daje ak jullit yëpp Touba sant la Serigne Touba suñu borom état bi nañ accompagner de la façon la plus noble et la plus grande possible la communauté mouride pour la réussite non foofu pour wax rek ne c'est pas parce que dañuy compter sur l'état mais c'est pour une cohabitation saine. compter ou pas l'état a l'obligation. non parce que dafa am ay failles yu ma gis ci màggal Daaru Xudoos yoo xam ne peut-être au cours du débat parce que j'ai senti
quand même une rétention de responsabilité de la part exactement parce que am na kilifa yu ma ci waxal démb ñu ne ma effectivement li nga wax Seydou màggalu Daaru Xuddoos li ñu seetlu mooy taxawaay bi fa état waroon def ci alkaati yeeg santé beeg yooyu teguñ seen bët mais dina ci ñëw léegi ak yow te dinaa ñëwaat léegi mais dañuy taxaw ci Mame Cheikh li nga xam ne mooy mais balaa Cheikh Mame Cheikh di wax ma rappeler benn affaire rek très rapidement mais yaa ngi fàttaliku tout à fait au début de la pandémie et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui disait que le germe ne peut pas résister à la chaleur. ba Trump doon wax ne mois d'avril dana fi jógee ndax tàngaay. te ñun nous sommes un pays tempéré nous sommes un pays chaud. Oui. Et l'intérieur du pays également est très chaud. Donc qu'est-ce qui explique justement cette situation boo xamee ni dañuy naan affaire bi day évoluer en dents de scie. je pense que spécialiste war nañu étudier loolu bu baax a baax. beneen bi mooy il y avait des hôtes intermédiaires yu ñu doon wax à Wuhan. C'est les chauves-souris et c'est également les dromadaires. mais c'est l'hôte intermédiaire mooy foo xamante virus bi obligatoirement daf fay jaar pour développer wu mu ngi mel noonu l'anophèle femelle ak waaw anophèle femelle ci sibiru bi ak germe bi muy joxe muy le plasmodium falciparum. D'accord. Plasmodium bi su jaarul ci anophèle bi mënul développer feebar bi ci sa yaram te anophèle bi également son repas c'est nocturne. D'accord alors lay jëli sang ñu taxaw Serigne Mame Cheikh Mbacké ci li ñuy tuddee processus de décision bu Serigne Mountakha Bachir Mbacké parce que dafa mel ne analyse yi souvent à commencer par man mii toog dañuy trompé wu très souvent ci prise de décision wu suñu sëriñ dañu yaakaar nañu xëy suba rek wax dara et pourtant boo jàngee ni nga xamee ne noonu la Sëriñ Mountakha évolué ci Covid-19 bi depuis le début mooy dès que ñu annoncé les premiers cas dafay yónni Serigne Bachir Abdou Khadre wax ne joxe na 200 millions wax nit ñi ne nañu topp ndigalu médecin yi mbir mi évolué ba ñu waree neex ne nañu wàññi présence bi ci jumaa yeeg jàkka yeeg yooyu mu am nu mu ca taxawee bi ñu jubee màggal gi y a eu beaucoup de débats nit ñi wax nañ fu ne yéen ñi plateau ngeen ci yeneen chaîne de télé am na ay rapports yu ñu ci bind mais Sëriñ Mountakha toog fa mu toog nekk ci li mu nekk ay fan ci ginnaaw mu def benn déplacement dem Porokhane ci liñ ma nettali en tout cas jóge Porokhane dem Diourbel bi mu paree Diourbel wax une décision am ku ne ma am na baatin bu ci dugg parce que dafa mel ne moom daf doon xaar moom Sëriñ Mountakha ndigal loo xam ne su ko jotee jox taalibe yi ndigal est-ce que mën nañu am analyse boobu que ni au-delà du fait que ñun ci ay données scientifiques la ñuy yëngatu comme ni ko Seydou waxee moom mi ngi ci beneen donnée bu koy permettre muy jël ay décision waaw xam nga contexte bi ñu dundaat ni actuellement nii daa jox Sëriñ Mountakha sax dëgg pour mu nii mu doxalee ak décision yi mu jël ko ndax dañuy sant yàlla xam nga Covid bi mu dugg seeg léegi mat 7 mois jëm 8 dëgg màggal Touba boo xoolee depuis Covid bi am ba léegi ak avant ak bi màggal gi ñëw daanaka mën naa wax ne Covid bu fekkoon doon daw maanaam vitesse. waaw grande vitesse. maanaam tey jii mi ngi daw wàññi na bay daw 30 wala nangam. bu doon ci péage la nekk. waaw jumta poste péage. parce que wàññi na tànk bu yàggee. léegi nag loolu tamit daa gën a jox raison Sëriñ Mountakha. mu jël décision pour màggal gi. ñu bàyyi xel. Sëriñ Mountakha Covid bi da ko comprendre bu mat sëkk moo tax bi mu ne bërëg. daa tombeek Porokhane boobu ñu naan Covid baa ngi dugg si. waaw teewut màggal na Porokhane. yëkkati fi ay ñaan ndax dama wax prévention bi ñuy def te docteur di ko wax léegi. ñaar la prévention physique ak prévention boo xam ne maanaam wàllu ñaan la. wàllu ñaan te loolu buñ ko Sénégal rek ñoo koy sàggane gis Sénégal ba léegi dañoo xamut wàllu diine ngëm-ngëm laa bëgg wax sax di manière générale. gëm-gëm yàlla ku yéeme la gis nga nit loo gëm yàlla fekk sa ci. billahi am na ñoo xam ne dañoo gëm ab 16 bi boo ko gëmoon. xëy sa heure boo xëy suba ñëw jàkkaarloo 16 bi yaay sama 16 yaay sama yàlla de may ma nangam sotti ko soow balaa ngoon li nga ko ñaan may la ko ndax yàlla na walladina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun yàlla nee na ku weddi man alquran karim loo nekk ma fekk la jey la ci rawat na gëm yàlla kon leneen li gars yi ñaan yëpp boo demee ni ma ko waxoon Inde ak Chine ak foo dem seen yàlla la ñor boo demee Italie foo dem seen yàlla la ñor kenn ku ne yàlla ja nga yor da nga ko gëm moo tax yàlla fekk si boo ko ñaanee balaa ngoon may la ko ana yàlla ji yàlla kon moo tax Sëriñ Mountakha bi nga xamee ne mbir mi ñëw na li mu ko njëkk jiit la mu ay ñaan noonu la ko xalifa généraux yëpp defee Sëriñ Babacar Mansour ñoom ñëpp noonu lañu ko doon defee di ñaanlu jàng ay kaamil alxuraan karim loolu bu ñu jàppee ne amul effet ci Covid bii ku gàtt xel di jullit ba pare gàtt xel ne defu ci maanaam effet ba wàññi Covid bi ni mu ko wàññee ak corona bi bañ ne Sénégal mooy deuxième position ni ñu ko wax ci rapport bi loolu war ngaa xoolaat sa bopp sa njullit ñaan a ngi ci ñaan gu mat sëkk wallahi surtout Sénégal dama jàpp ñaan googu sax moo dem bañ jël deuxième place comme ni ñu ko waxee léegi xëy na yeneen la yoo xam ne xëy na docteur dana ci ñëwaat xeet mel noonu donc nag kon yëmu ci ñaan kese de
mais dañoo annulé ay màggal. waaw dañoo annulé ay màggal. màggal yoo xam ne màggal yu rëy la woon. yoo xam ne kenn xalaatu du woon ne avant ñu annulé màggal googu bu déwénee màggal Kazu Rajab wala Daaka wala yeneen màggal yi ngay gis. kenn du ko annulé. ñu annulé ko ndax màggal yooyu ni ma ko waxee li tax mu wuteeg màggal Tuubaa gi di ñëw ak gàmm dana li wax li tax ñu wute. màggal yooyu Sëñ Muntaxa mën na ko annulé te annulé na ko ndax màggal yooyu ay ci doomu aadama ci doomu aadama lay jógee delluwaat ci doomu aadama mooy dañuy ñaanal. maanaam bu ñu nee Kazu Rajab Sëñ Fallu la ñu fàttali moom la ñuy ñaanal bu ñu màggal suñu soxla la ñu fàttali moom la ñuy ñaanal bu ñu nee faneen ak faneen ak faneen. yaa ngi dégg baax bu ñu nee ziyaare nangam waaye bu ñu nee màggal yi fi yàlla la ndax Sëñ Fallu moo changé woon moo bi tudde ko màggal comme ni nga ko firee léegi en français pour màggal yàlla subhaanahu wa taala sant Sëñ Tuubaa sant la mais dañ ko wolofal tudde ko màggal waaye cant la Sëñ Tuubaa woote. kan lañ ko sant mu ne yàlla subhaanahu wa taala kon yàlla moomu ak cant walilahi alhamdu falilahi alhamdu foo dégg ci alquran karim ngay dem yàlla subhaanahu wa taala sant leen yàlla daa njëkk sant bopp sax alhamdulillahi alladi xalaqa samaawaati ak yeneen ak yeneen alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaab yeneen ak yeneen nga xam ne yàlla mu njëkk sant boppam digal julli ñuy sant ko digal képp koo xam ne yaa ngi dox ci nga sant yàlla subhaanahu wa taala kon màggal gi fi yàlla la Sëñ Tuubaa daa woote nañ ko sant yàlla Sëñ Tuubaa mu màggal daa ko wooteelu pour ñu santal ko yàlla gën koo dolli ay xéewal moo tax màggal gii yàlla doxale ko noonu bi màggal gi jàll gàmmu jàll rek la pandémie dugg si bu teeloon dugg si heure bi xam nga kon lu leen mën naa xew bu dëgg waaye déedéet comme ni li ba wax sax bu dugg si woon ci semaine ba ñu war a màggal du tee nit ñi dem d'accord waaye suñu borom rek suñu borom suturaam buy may ab jaamam may nitu yàlla yi da leen may goo xam ne du ànd ak coow dëgg la nag yàlla lu mu may mu leer nañ ñi am na ñoo xam bañ nañ may ga ndax yontu salaam di ko yàlla may mu leer nañ ñi am ñoo xam bañ nañ ko nit yàlla yi leen yàlla may mu leer na am na ñoo xam bañ nañ ko ku mañ a bañ a yontu salaam man nga bañ a nit yàlla yi yontu salaam ba léegi am na ñoo xam ne wax nañ du prophète boo demee loolu lañ ko yekk kon jàmbaaram muy nit yàllam yii nekk ci kanam di ko liggéeyal waaye ku leen weddi tamit wax dëgg yàlla loolu kenn du bulet du lu fi bees déedéet du lu fi bees kon Sëñ Tuubaa daa woote lu ñu sant la ko yàlla subhaanahu wa taala moo tax mën nañoo andile màggal bu ne mën nañoo andile lu ne ndax lu ci ne loolu day delluwaat ci doomu aadama waaye lii day delluwaat ci yàlla subhaanahu wa taala nañ ma sant te yàlla moo ne fadkuruni ashkurkum fadkuruni adkurkum washkuru wala takfurun loolu yàlla wax yàlla moo digle obligatoire ne fàttaliku leen man yàlla ma fàttaliku leen ma dimbil leen sant leen ma te bu leen weddi kon farata la sant leen pour bu leen weddi Sëñ Tuubaa ne kon nañ ko sant yàlla rum naa sukura ladi bi kaafi wa nuuri macha ayafam min baadin wa maknuni ci la Sëñ Tuubaa jëne bërët jël xalimaam daane kon rum naa da sax la ko def privé la ko def rum naa mooy sàkku nañ maa ngi sàkku ñu santale ma suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne diggante kaaf ak nuun ci lay defee lu nëbb ak lu feeñ tamit ñëpp jàpp la ñu santale ma yàlla subhaanahu wa taala ndax kat moo ko muccal ci jéewal muccal ko ci Ndar muccal ko ci biir géej gi muccal ko ci Maayomba muccal ko fu ne baa fa la fu ne Sëñ Tuubaa bind ko te bu ndimbal yàlla bu ñëw doon dafay des ndax bari na lu ñu def ni ma ko faral daan waxe bari na lu ñu def ab yonante waaye am na yonante boo xam def nañ ko bakkanam décision bari na loo xam def nañ ko nitu yàlla bakkanam des ko waaye def nañ ko Sëñ Tuubaa bakkanam décision kon kooku bu demee ba toog ba yëg ne mission mat na sëkk mu ne nañ ko sant yàlla te yàlla ne la in shakartum la azidannakum ba sant ma doon leen kooku yëf yàlla la yàlla moo ko moom moo tax yàlla doxali ko nii mu soobe ko nii mu doxali ko nii puus pandémie bi puusale ko màggal di ko puusale màggal di ko puusale dem ba nga xam ne virus bi nam daan faate ak nam daan dugge ak nam daan defee ñëpp xam nañ détermination defatu ko affecté wàññeeku na confinement yaag état d'urgence yëpp jeex na bu yàgg ba léeboon ndox tabajal nañ ko waxee bañ toll fii nag kon lii yàlla subhaanahu wa taala moo ko moom moo tax ñu koy santale muy nekk loo xam nag buñ delluwaat ci yàlla subhaanahu wa taala sant ko nag waxoon naa ko mooy fii jële nag pandémie bi moo ko fi jële ndax suñu borom subhaanahu wa taala da wax ne bu ngeen ma sante man yàlla subhaanahu wa taala lépp lu ngeen nekkoon ci ay musiba ak i balaa ak yooyu ma yëkkati leen ko kon moo tax Sëñ Muntaxa jël décision bii muy décision bi yàlla ndax dañuy sant Sëñ Tuubaa day sant yàlla subhaanahu wa taala moo tax Sëñ Muntaxa amut sax sañ-sañ wax na ko di digle pour ñu aaye màggaloon nangam déedéet yee nag ay doomu aadama ñoo ko nun seen mën nañu ko def bala bay ma ñëwaat ci Bamba enfin ñaari Bamba la Seydou Bamba ci processus de prise de décision bu Sëriñ Mountakha sérénité bi nga xam ne enfin moom la àndal depuis pandémie bi mais également bi ñu jubee màggal gi il y a quelques semaines fii quelques jours li coow li bare wax ji dañ koy def ak duñ ko def ñii taxaw ne buñ ko fi màggalee suñ ko màggalee feebar dana gëre ba ne mu toog fa mu toog ba joxe ndigal jot mu joxe ndigal. xam nga Moustapha dañuy faral di fàtte ne xilaafa murid yi maanaam yu ci wax yoonu murid dafa yàgg am ay kàngam yoo xam ne dañuy ànd ak ki nga xam ne moom la Serigne Touba désigné
di liggéeyal Serigne Touba bu diisoo jotee. ñooña lay sant ñu diisoo na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon ko def ak saaba yi. buñ diisoowee ñëw jébbal ko seen xalaat bu rafet wala mu jël par kenn ku ne wax sa xalaat ci mbir ci ñu seen xam-xam màcc ca loola. moom nag mu apprécier par rapport ak li ñuy wax inspiration divine en transcendance bi muy am ci li muy seq ak Serigne Touba ak borom. Seydou da ñu bëgg a wax ne Serigne Mountakha consulté na ñoo xam ne xëy na xam nañ ku nekk ca yoon wa nga nekk ca domaine ba nga nekk spécialisé ya ca nekk bu ñu defee consultation ba pare moom nag mooy am inspiration divine ni nga ko waxee mu jël décision. noonu la demee. d'accord loolu nag yogg na ci yoonu murit. maanaam xalifa bu ne. maanaam Serigne Touba ñiy doon xalifaam dañ koy mate ci wàllu management humain. ci wàllu sociologie des masses. ci wàllu xam-xam. bu jëm ci diine ci fànn yu baree bari. Serigne Sambay yàlla na ko yàlla dolli ay leer. ba Louga. am na ku ko mës a laaj. ne ko Sénégal kan moo fi ëpp xam-xam ku ko mës a laaj. question la verbal audio bi mi ngi fi vidéo bi mi ngi fi. mu ne ko ci ñi fi nekk. di dund Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir moo fi ëpp xam-xam. ci lu mu xam ci moom sëñ Sambay. kon bu ñu jëlee sëñ Mountakha en tant qu'intellectuel moo koy féliciter au passage. di ko féliciter di ko rendre grâce. di ko sant itam. ci mate gi ak pas-pas bi ak gëm di Serigne Touba kennal ko ak ni mu ko ñore. nga xool ni contexte bi demee adduna bi yëngu. ñu jël ay mesures di tere yu baree bari ci ay daje. nga xam ne noonu l'islam bi moom tam yàkkamti na rek dara xew ba mu ruumandaat ci fexe jullit ñi jaamu yàlla ga gënal yàlla ci ñoom. ñu fexe koo bàyyi dem ca jaamu yàlla ga gën a woyof ci ñoom. parce que aussi il faut ñu rappeler ne murit moom jaamu yàlla kese taxu koo jóg ga gënal yàlla. booba ca la nekk. maanaam bu dee julli ca mbooloo ma. bu dee leneen lépp lu ñuy digle rek la ca gën moom lay taam. moo tax Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi ñu waxee mesure mu ne leen nag jumaay Touba moom. nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul moo digle. ñu sampal ko ndax suñu borom moo ko jagleel. dañuy am benn nombre symbolique boo xam ne moo fay julli. di julliwaale leen ñëpp fa saali ci yéen ñëpp nag. ba noppi muy dem progressivement bi mu demee ba maîtriser gars yi seen communication ak seen i pexe. ndax wàllu liggéeyal Serigne Touba aussi say pexe da ciy dugg. ndax mooy waral pay gi. ndax boo bàyyi baatin Serigne Touba mu def lépp kat doo fayeeku. moo tax sam xel sa kattan sa doole sa am-am ak say pexe da nga ko ciy def ngir pay gi mën na ñëw ci yow. waaye baatu Serigne Touba mën na lépp de. waaye boo ko bàyyee bu def lépp yow doo fayeeku. moo tax Cheikh Mouhamadoul Mountakha doxe la noonu bañ demee ba état bi mu ni mu leen mettre woon à l'aise. ñoom it nañ am ngor de. delloo ko. bis bii mu woote nga xam ne Serigne Touba moo ko woote ngir jëmmi suñu borom subhaanahu wa taala lañ ca daan def nañ ci def lu ko raw. ndax kat bis la boo xam ne njëriñu askan wi njëriñu adduna ci wàllu xeex lu bëri loo xam ne danaan gàllankoor askan wi da fiy jóge. kon nañ ci def luñ man ndax bëri na loo xam ne njiit tëlane ko te yàlla rek moo ko man ba xam nga lu tax. Covid 19. mbindeefu yàlla la bu mu fi indi. léegi yàlla mi ko fi war a saafara yàlla mi la ci war a musal. bu dee da nga ko war a bañ a jaamu ngir mucc ca loola kon xamoo li xew ndax yàlla ko indi moo la ciy musal ba noppi nga bàyyi lam la digal ngir mucc ca loola yàlla moo ko mën a téye yàlla moo ko mën a faj moo ko fi mën a jële kon lam la digal na nga ko def na mu gëne ndax kat booy jaamu yàlla te mu ñor la da ngaa war a xam kanay yàlla ci yow ndax boo xamee kanay yàlla ci yow doo woyofal lenn yàlla ngir beneen mindeef te nag dafa am loo xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha du ko indi yàlla dogal mu jaare ci moom dafa am loo xam ne bu fi mësta am bu fi amee ko def da nga koy tudd ne ko jërëjëf ndax lu ne xew na fi crise bu ne am na fi crise bii ñëw nekk crise sanitaire mondiale Cheikh Mouhamadoul Mountakha jël 200 millions jox ko état du Sénégal c'est historique nañuy teg baaram foofu te ñoom itam nañ koy wax ndax Macky Sall ba muy def discours di ginnaaw bi sëñ bi defee loolu dafa jël ñëpp boole leen ci genn cant chef religieux yi dafa waroon a seppi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ni mu jiitoo ñëpp ci jëf gi ba pare jëf li gën a rëy ndax jëf kat joxe boo ka la ko njëkk a jox bañ mën ko cee roy ki leneen loo jot moo tax kon waroon nañ koo seppi tudd ko ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir
xalif général des mourides kat jëf na fi nangam moon président Macky Sall mi jiite askanu Sénégal jërëjëf loolu bu ko defut ba tey bu yóbboo mu jéem koo def ndax day ngor gu dox diggante ak moom ba ca des mooy bés bii mu wooteel Serigne Touba nga xam ne Serigne Touba ko moom la cay seen taxawaay buñ ko cof ndax xam naa ni état di doxe xam naa seeni sew-sew buñ ko cof da nga gis ne dañ koo cof ci maa ngi ñëw xam naa seeni sew-sew xam naa ni ñuy doxe ak seeni yëf maanaam comme ñoom wax nañ ne rek dañoo tere yi dajeeg seen yooyu ñuy wax fi mu toll comme ñun murit dañoo fas yéenee sant la Serigne Touba suñu borom mën nañoo am nuñ doxalee waaye buñ ko def ndax loola baaxut ci ñoom waaye du tee ngir mën day Serigne Touba gi nga xam ne mi ngi koy jaari Cheikh Amadou Mountakha ñu ciy jot ñoom mënuñ cee mucc ndox ñu ci biir askan wi waaye ci ngor rek laa leen di woo woowu ba leen ci sañ-sañ ak dara nañ gore ndax kat dafa am loo xam ne boo ko amee te xamoo ko maanaam ñàkk ko te xam ko da koy gën ndax Cheikh Amadou Mountakha li ma doon wax léegi fi mu ñëwee contexte bi mu ñëwee kan moo inauguré Massalikul Jinaan kan moo ko àggale Cheikh Amadou Mountakha ko àggale moo ko inauguré moo ko jiite Touba ca kanam liggéey bii ñuy def ci Touba bi mu demlee ba gën a fës nga xam ne résultat yi ñu ngi koy yëg ci wàllu assainissement maa ngi leen di gërëm di leen sant au passage ndax dem naa màggalu Daaru jaar naa ci mbedd yi lu bari soppi ko na lu bari amali waroon loolu ci cëru kan la ñëwee du Cheikh Amadou Mountakha Sénégal tey jii ñu ngi fiy tudd lu bari ci ay ressources tey ñu ngi koy tudd di ko laawlawee lu nañu wax ko ci cëru kan la ñëwee Cheikh Amadou Mountakha ci moom kat ci lañ yëg ne ndekete yoo ñun liñ am xayma nañ ko nangam kon ab cërëma léegi boo ci boolee li nga xam ne moom lay doxe muy yërmande ji ak taalibe gi ndax kenn gënu ko bëgg Serigne Touba kenn gënu koo xam li Serigne Touba bëgg mu ne ca bëgg ñëpp nekk ci moom ndax ngir da leen yéene pay gi te itam moom daa toppee woon Cheikh Amadou Mountakha képp ku fi nekk kilifa jiite yoonu murid rek jox na la sa ci cër ba mu mat wane la ko ci nu ne ba ñi nga xam ne ay sët lañ ñu moom Cheikh Sidi Mokhtar sëñ Alaaji Baara ñun ñëpp ku ci ne wala ne la moom taalibu Serigne Touba rek bu koy liggéeyal la bëgg a doon kon nag la waay ñun murid yi nañ ko fay loolu lañ ko koy fayee mooy lu mu digle ñu def ko defin woo xam ne dana fekk ba bañ ko cay ñee dinañ ñëw ci lu mu digle ndax Moustapha li tax laaj bi am solo mooy damay bañ ñu yaakaar ne ñi nga xam ne dañ Serigne Touba da leen a tànn ñu doon xalif général des mourides daf leen dañoo tëb rek agsi dañoo am jaar-jaar am processus am fu mu leen jaarale am lu mu leen yëgloo am lu mu leen bëggloo am loo xam ne c'est digganteem ak ñoom rek lay doon kon nañ moytu xalif général des mourides buñ jàpp ne rek jamono ngi dox léegi lu neex waaye wax ci réseaux sociaux lu neex waaye def sa vidéo publier ci fa la neex yooyu doxul ndax li tax wóorut mooy yàlla bu nee waaw nga ne déet da ngay sonn rek waaye waaw ak yàlla mooy wéy alors ñu ñëw ci li nga xam ne maintenant mooy la stratégie bi nga xam ne moom la ñu nar a développer wala boog moom la ñuy développer pour li éviter que màggal bi Covid-19 bañ faa jaar bokk na ci liñ ci jot a déggagum même si nee nañ am na réunion bu war a am ci week-end bi xëy na pour gën a taxaw ci stratégie bi liñ ci jot a dégg daal mu intéressé ñu bari mooy interdire yenn manifestation yi daam ci biir màggal gi bokk na ci yenn conférence yi bokk na ci xëy na télévision yi nga xam ne ñoom ñoo doon installé autour de la grande mosquée gi demee noonu bokk na ci écran géant yi ñu doon teg foofu yooyu nag bu ñu ko waxee xel yi day dem forcément ci technologie de l'information et de la communication parce que ñu bari nee nañ ña nga xam ne ñoo nekk Chine d'ailleurs sama benn cousin bi ma koy wax démb ne ma ñun duñ mën a màggal si ren ndaxte chinois yi ku dugg doo ku génn doo duggaat ñu mel noonu mu mel ne jamono wane na ni nouvelle technologie yi moo leen war a permettre ñoom ñu bokk ci màggal gi comme suñu nekkoon ci réew mi. waaw effectivement waaye balaa may tontu mënu ma dégg ñu wax si Mountakha de mënu te du ma ci aywa am lu ma ci wax ndaxte boo seetee adduna bi yëpp nee nañu religieux yi ils sont en avance par rapport aux politiques te adduna bi yëpp la ko rawatina fii Sénégal parce que boo seetee si Mountakha jéego yi mu teg rek balaa ñuy wax dara woo dina wàccee kaamil Sénégal yëpp fii Massalikul Jinaan def nañ ko foofu 200 millions yi ak yeneen ba pare moom aussi mu jox la bon exemple ndaxte nit kuy sol masque di def kaala ba pare digle yi nga xam ne moom lañu ne ku ko def mën nga mucc si yëpp mi ngi koy def donc li mu boole loolu yëpp macha allah léegi ngir ñëwaat nag ci li nga xam ne moom nga wax nii dinaa ko tontu si ñaari point benn bi sama turandoo sëñ Seydou Bamba wax na ko mooy opportunité bi nga xam ne
ñu jël ko léegi def ko benn live streaming boo xam ne ñu nekk si àdduna bi di nga si mën jot te du soxla ñëpp di fa dem noonu mu demee foofu noonu lay mën demee ci wàll yëpp vraiment bu gis naa ne technologie bi mën nañ ko utilisation boo xam ne xéwal lay nekk si képp koo xam ne Magal Touba soxal na la te nga bëgg ko fekkee moo xam nga nekk foofu wala nga nekk feneen si àdduna bi am na ci benn d'ailleurs ñu leen di nuyu au passage benn daayira bu nekk à Mbour nga xam ne ñoom seen sëriñ wax dëgg yàlla def de jeunes cadres talentueux dans tous les domaines ñoom ñoo ci nekk ñoom déjà li ngay wax ni depuis des années déjà ñoom doon nañ ko def ci seen ay manifestations yoo xam ne à travers le monde nit ñi dañ ciy bokk xam naa ne ñu ngi may dégg xam nañ ne ñoom lay waxal alors docteur Ba li nga xam ne quand même moom la ñu seetlu xaw ma lan moo ko expliqué moo di ne même le ministre Aly Ngouille Ndiaye bi mu mujjee jël kàddu ministère de la santé wax na ko que ni tey bu ñu xoolee les chiffres yi nga xam ne moom la état wu Sénégal am les zones yi nga xam ne ñoom la Covid bi touché da ngay tudd Dakar après nga teg ci Thiès doog a tudd la région de Diourbel soo nee la région de Diourbel Touba mooy li fa ëpp te soo comparé seen chiffres yooyu Dakar Thiès li ñu rawee gox yooyu dafa bari lool cela veut dire quoi que ni ragal bi nga xam ne moom la ñu amoon ba muy doog a xew ndax Touba la ñu gisee woon les premiers cas étape boobu passé nañ ko lu bëree bëri est-ce que kon défi bi du ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Ndakaaru ñu dem Touba yóbbulaat leen feebar bi. tontu bi day simple. tontu bi daal mooy maam Cheikh am na lu mu waxoon sànq. te loolu il faut que ñu intérioriser ko. bàyyi ci xel bu baax. d'abord danoo nekk des hommes rationnels di développer la science. di ci xalaat. di ci jox suñu point de vue. te gars yi yóbbulu nu ci dara. mooy nun ñëpp ñu fi toog. nu amaat loo xamante ne li mooy fondement wu nit mooy la foi. loolu moo intéressant ci ñu mel ne ñoom sëñ Cheikh sëñ Maam Cheikh mii ak sëñ Aziz Mbacké Madialis c'est-à-dire que boo koy déglu si un scientifique pur et dur yoo xam ne il te fait des analyses yoo xam ne macha allah et pourtant taalibe bu macha allah homme de foi gis nga képp koo xamante ne kii am nga foi homme de foi absolument ni mu ko waxee waroo am tiitaange parce que dañuy naan am na benn woykat bu ko waxoon mu ne Sénégal dafa am benn chance boo xamante ne bi dafa lalu ci ñaan tiim ko ñaan également dar ko yaa ngi fàttaliku benn woykatu tukulóor la nun danoo am chance boobu beneen bi danoo nekk ay taalibe Sénégalais yëpp ay taalibe la te taalibe ndigal te en planification dañuy naan lépp luy contrainte bu ko ragal mais def ko défi nga transformer ko en opportunité. moom le professeur Massamba Diouf wax. voilà en planification. c'est-à-dire kooku lu réel la en planification contrainte bu ko ragal mais contrainte bi def ko défi soo ko defee défi nga transformer ko en opportunité nga jëriñoo ko lu ma bëgg a wax foofu mooy. ñun ñëpp ay taalibe la te xalifa général bi. dafa fédéré ñëpp te kàddoom waaw la. c'est l'occasion pour les Sénégalais. ak l'État même pour nu déglu ko suñ ko dégloo lu mu wax loolu la taalibe yi di def te moom njëkkee na ko déjà. les mesures barrières. njëkkee na ko également dans sa contribution financière. donc màggal bi su ñëwee moom mooy digle la nga xam ne loolu la nit ñi di def nit ñi def ko moytu feebar bi. te suñ ko xasee ba moytu foofu. dañ koy moytu partout xaw ma ndax dégg nga fi may wax. maa ngi lay dégg bu baax. c'est-à-dire il faut allier rationalité bi ak spiritualité spiritualité bi. gëm ne lu dul yàlla neen la. jàpp ne également que ñoom am na noo ko waxee sànq. moom muy xalif général bi wala muy xalif généraux yi. yemunu rek. ci seen spiritualité mais dañuy dégg également askan bi te askan bi ñuy déglu ay nit la ñoo xamante ni dañoo am xam-xam xam nga wax ngeen sànq ne bala moo wax gëstu na muñ na lu bari déglu lu bari soog a muy jël décision te bi mu jëlee une décision la décision devient irrévocable donc war nan
gëm la nga xamante ni wax na ko. gëm ne également comme ni ko maam Cheikh waxee. ci barke màggal gi. Covid bi war na fi mën a jóge. daf fi jóge ci baatin. jóge fi ci zahir. xam nga lu tax. parce que ñaan yi ak ndigal yi. dina am ñaan yi benn. mais ndigal yi également. qui vont changer les comportements. sëñ bi su jógee ndigal. amul benn taalibe boo xamante ne bi dina ko outrepasser. su ne léegi nag mu des. mu des lu am importance Moustapha. mooy que ne l'État. moom moo war a jël maintenant les mesures draconiennes c'est-à-dire les mesures prophylactiques ak les mesures d'assainissement xam nga nee nga est-ce que ñi jógee Dakar ak Thiès du ñu indi virus bi au niveau de Touba foo xamante ni fii affaire bi xawoon na stable. mais foofu ana rôle communauté bi ana rôle service d'hygiène bi pour développer la prophylaxie ana également les services d'assainissement pour jiitu leen foofu ana les services d'éducation pour la santé jiitu leen foofu. su fekkente ne def nañ des mesures d'assainissement en amont def des mesures prophylactiques en amont sensibiliser les populations xalif bi wax. à la kulial pandémie bi daf fii jóge ci Sénégal. épidémie bi. kon yaakaar nga ne màggal bi opportunité la. déggoo li ma la dama la ne. épidémie bi c'est une contrainte te planificateur dañuy naan. une contrainte bu ko ragal da nga koy sànjaafu soo ko sànjaafoo tu en fais un défi. défi boobu opportunité lay doon pour écraser justement. contrainte bi fa nekkoon. maanaam c'est un obstacle bi nekk fii. mënoo ko sauter. mais mën nga ko contourner ba amoindrir. docteur Ba est-ce que kon dans la communication mënuñu wax bañ a waxati màggal sans Covid mais wax dem màggali daanaale Covid. mën nañ ko bien sûr. waaw c'est-à-dire Covid bi. gis nga dama ànd ak maam Cheikh li mu wax. wax na ko depuis plusieurs semaines. ma koy calculer. c'est-à-dire du ñaan bi kese. am na baatin. am na zaahir effectivement. baatin bi mooy la nga xamante ne bi xalif bi. def na ko. mais zaahir bi mooy. ndigal la mooy wax. muy doon ndigal. te murit moom. ndigal jëf. alors dem màggali daanaale Covid alors ku koy dem màggali le premier défi bi quand même mooy les transports ñu jéem a pratique. jéem a dem au fond mooy les transports gis nañ ni mu demee état bi jël na ci plusieurs fois ay mesures mais on a l'impression que ni dañu am ay jafe-jafe pour appliquer ko Seydou Bamba lan nga yaakaar ne tey moom la ñu war a teg comme stratégie dafay jëm dans la communication wala dans la sensibilisation dans l'information pour que ñu fexe ba képp kuy génne sa kër yor sa saak mbaa sa mbuus wala lu mu mënti doon ne màggal Tuubaa nga jëm say bagage la ci war a jiitu nekk masque ak lay raxas loxo. xam nga foofu sax. le khalife général des Mourides Cheikh Ahmadoul Mountakha jiitu nañu ndax Cheikh Ahmadoul Bachir porte-parole mi ngi doon wax ne sëriñ bi joxe na ndigal ngir ñu fàggu 5 millions de masques. waaw xam ne am na ay volontaires yoo xam ne tàmbali woon na ñëw liggéey ci loolu. kon mbirum masque mën naa bañ a doon jafe-jafe parce que bëri na ay entrepreneur murid yoo xam ne déjà ñi ngi produire ay masques tudde ko 18 safar nga xam ne 18 safar lañ ciy def wala ñu def nataalu Serigne Touba màggalu Daaru Xuddoos am na ñu bari ñoo xam ne masques yi ñu am dañ leen koo jox te Touba lañ leen ko joxe xam nga mbirum transport moomu Moustapha il faut aussi ñu teey parce que transportu Sénégal ak transportu Europe wala transportu États-Unis bokkuñu ay réalité bi ci njëkk mooy ñun suñ bus de transport yu ci bari c'est des bus en plein air maanaam seeni palanteer du tëju waaw xam nga facteur boobu il faut ñu jël ko en compte même colando bi ngay jël amul air conditionné donc dañuy wàcc vitres yi l'air circule et que bu oto di daw ngelaw loolu di circuler du permettre bus bi mu taxaw xam nga yooyu yëpp c'est des aspects yu ñu jëlul en compte surtout oto buy daw plus de 40 à 50 kilomètres donc dafay am système de ventilation mobile boo xam ne dana am lu bëri ci bokk sama xalaatu bopp lu ko yanu maanaa dana am lu mu atténuer ndax bu doon transport bi dana gàllankoor dara boo xoolee Dakar daanaka lu mu néew suba gu jot plus de 700 000 personnes jóge banlieue ñëw Dakar ngoon gi plus de 700 000 personnes jóge fii dem banlieue te ba léegi la situation est stationnaire kon loolu jàpp naa ne suñ xel mën na cee dal waaye du tee
jëfee ndigalu xalif général des mourides parce que masque bi kii dem màggal da koy takk murid bi da koy takk non pas parce que mesure bi loolu aspect bi am na ci aspect sanitaire bi mais ndigal bi moo ko ci gën a ñor kon foofu dafay baax toujours ñuy bàyyi xel sociologie communauté yi nga xam ne moom la nguur gi di jiite parce que nguur li lay gën a permettre nga administrer ñi nga jiite ci sérénité ak jàmm ak fexe ba adhéré loo leen ci politique publique ngay def mooy li ñu gëm nga fekk leen ci jàppale leen ci kon loolu aussi ñoom itam dañ cee am rôle bu mag a mag a mag te xam nga loolu am na lu mu wone ndax kii nga xam ne dafa dem màggal takk masque ci transport en commun ba àgg takk masque nekk fa di màggal di def effort ci respecter ndigalu xalif général des mourides li mu wax ne noonu war a nekk ci màggal gi ren particulièrement en 2020 1442 hégire di ko jéem bu delloo këram ci société moom ci boppam mooy jàngal ñam fa fekk ndax loolu mu doon def ci màggal gi da koy topp day doon mimétisme ci moom kon finalement ñi nga xam ne dañuy dem màggal dañuy mel ne ay stagiaires ci mesure barrière ci mesure sanitaire yi nga xam ne mooy préserver askan bi ci virus bi kon nañ def màggal gi l'université même du combat contre la Covid man du ma wax daan Covid jële fi Covid parce que mën nga koo daan mu jógaat xam nga foofu dafa am aussi il faut langage xam nga gis nga communication dafa doy waar mën nga ko daan mu jógaat mais jële ko fi fexe ba mu sori ba nga xam ne buy ñëw sax xëy na mën naa jaawale fi nga nekk dem feneen daanu ci géej foo xam ne du lor kenn loolu moo ëpp yërmande te daan aussi nit ki bala nga koy daan ngeen jaxasoo kon bu ñu ñaan yàlla daan Covid nañ réviser waat expression boobu parce que ki ngay daan da ngay jaxasoo ak moom wala nga koy daan faaw ngeen léewtoo da ngeen jaxasoo dóor ko mbot boo ko dóoree mbot wala mu dóor la mbot te jaxasoo boobu defe naa noonu bu mel ni Covid nga xam ne mënoo koo teg bët sew na te am na dangar ko moo gën waaw fa nañ ñaar yàlla mu jële ko fi kon defe naa boobu mooy ëpp yërmande ci rek benn précision de taille parce que xam nga nitu diine maanaam un guide religieux concertation bi rek daf koy def en cas d'extrême nécessité waaye lu ëpp décision bu koy jël boo xam ne ci digganteem ak boromam lay jóge du ci laaj xalaat parce que dafa laaj aussi nit ñi xam loolu Cheikh Ahmadou Mountakha du lépp lay diisoo de am na loo xam ne da koy def joxe ndigal dans la fermeté c'est-à-dire l'autorité centrale boo xam ne nag pédagogie moo ko ci yóbbu am na boo xam ne day koy def en amont pour ñi nga xam ne ñoo yëgu ci loolu bu joxee ndigal ñu mën a attaquer en aval ba nga xam ne lépp li mu bëgg mu demee noonu. sëñ Mame Cheikh li war a leer daal mooy bu fekkee ne jub nañu màggal gi. premier baromètre. pour mën a mesurer topp gu ñu topp ndigal mooy soo demee pompier amatul nu mu tudd. boo maraîcher wala nga dem feneen fu ñuy jëlee oto. da nga war a sentir ne masque moom ñëpp a nga ci. loolu moom je crois que moo war a nekk premier takk bi ñu war a takk. waaye damay dellusiwaat rek ci. li ngeen wax léegi ci diggante taxawaay bi nga xam ne état du Sénégal war na koo taxaw ci màggal gi xam nga nit dañuy wax ne olof Ndiaye day wax ne nit warut a joxe bopp loo ci làmmiñ ndax ñëpp xam nañ ne président ànd na ci lii nga xam ne Cheikh Ahmadou Mountakha mi ngi koy def te muy màggal Touba màggal Touba nag bu ñu ko jàpp ne murid rek ko moom loolu tamit nañ ci taxaw gis ngeen ne màggal Dakar gi day vide kon murid Tijaan xaaj ñëppay dem man mii li ma am ci xarit tijaan yoo xam dañuy ñëw kenn xamul toll Sëñ Bamba mii dem ko am kenn xamul toll xaajiri kasaalika kon événement la boo xam ne du caaga ne murid bu ñu ko tuddee ñu ne murid ay centaines de milliers de personnes loolu dégg-dégg la boo xam ne day xaw a xat loolu day dem bañ ko jox ko benn communauté boo xam ne dañuy jàpp ne ñoom ñoo bëgg a def lu leen neex wala boog ñoo bëgg a def nangam ak nangam te fekk ne yëfi Sénégal yi la màggal léegi màggal Sénégal la tey bu ñu ko doon wax maanaam bu doon dem Brésil nga ne festival nangam nga xam ne Brésil yëpp ay jóge àndandoo defandoo ko ak fu ñu mën a nekk tey Touba noonu la màggal Touba noonu la mel tey tey jii Tivaouane boo fa demee ña fay déparé ak ni nga xam ne jeunes tijaan yi noonu lañu ko préparé ñoo xam ne dañuy taxaw ci télé bi ñii di joxe ndox solidarité boobu sociale boobu nga xam ne day feeñ ci màggal gi loolu yëfi Sénégal yi la comme nag dafa nekk yëfi Sénégal xam nekkutul lii yëfi communauté mouride kese loolu dama jàpp ne même bu fekkoon yëfi communauté mouride kese la ak ni ñu toll ci réew mi état moo waroon accompagner na mu ko daan defee da ko war a yokk bu daan def daaw ba Covid amul woon ren normalement bu dee benn la daan def war naa def tey mën na ko multiplier ba 5 wala 10 mu def ko loolu mooy normal rawatina loo xam ne yëfi Sénégal yëpp lay doon nga xam ne ku ca demul tamit am nga mbokk ma ci dem wala am nga xarit ba ci dem wala dem nga ba ci sax collègue de travail bu ci dem ba ci sax ñi nga xam ne du ñu ay jullit suñu mbokk chrétien yi ñëpp dañ ñëw ndax am na yoo xam ne dañ fay ñëw gis seen business seen société yabal leen fa entreprise yi ñu représenté leen fa am na ñoo xam ne dañu indi seen marchandise am na ñoo xam ne nangam ak nangam kon fête la goo xam ne bu ñu ko mën a tuddee ci fête Sénégal yëpp ko bokk Sénégal yëpp ko moom
ba ci état bi kenn du des ñoom ñuy wax naan nangam naan jëm ñëppay dem du dëgg kon nag comme lépp loo xam ne national la ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ko def nangam normalement état Sénégal li sëñ Bamba wax nii da cee war a taxawin woo xam ne ñëpp dana xam ne président maanaam état du Sénégal taxaw na ci taxaw woo xam ne cofu ko mañ ko cof ndax li ñu xaw a seetlu ci màggalu Daaru Xudoos gi. waaw Seydou junj na ko sànq. effectivement. loolu sëñ bi nit ñi yeewu nañ. damay wax ne Sénégal yi kenn gën leen yeewu rawat na bawol yi macha allah gars yi tooy macha allah taala dëgg kon président na taxaw woo ministère am yi wër fépp force de l'armée ñëpp mu woo leen nañ daan def ci màggal gi gu raw nañ ko def màggal. sëñ Mame Cheikh est-ce que li xew màggalu Daaru Xudoos gi nekkul benn manque de préparation bu état wane parce que ñu murid sax dañ koy wax ne màggal daal dañ naan màggal gu njëkk gi phase de test la waroon a servir pour état bu préparé wu laa wax état bu préparé wu phase de test pour ñu xam ne bu ñu àggee màggal Touba xëy na nii ak nii la war a demee. effectivement loolu lépp mooy faiblesse bi may wax rek ndax it gis nga état waroo dégg loolu la ko wax naa ne waroo gouverneur ci réseaux sociaux comme ni nga xam ne doomu aadama warut a tontu ci réseaux sociaux. xam fan yi am na kenn ku taxaw ci yenn télé naan taxaw dama màgg dama ne mais xam mel nañ dañ la ko wax ne yow demal màggale. mel nañ ko forcé waaw déedéet kenn forcé déedéet man kenn moo ma sa taxaw suñu mu taxaw ne force ñëw la màgga si kon lu ci jar taxaw ci digg plateau naan man mag dem ma nangam loolu ay tontu réseaux sociaux yu amul njëriñ naan daa am ñu ko wax déedéet màggal Tuubaa sant yàlla subhaanahu wa taala la nee naa du yëfi kenn yëfi yàlla ko moom ñaan boo fi dégg wala loo fi dégg lu bare dañ ko delluwaat ci doomu aadama waaye gis na lii di gàmmu li ñu mën a tuddee màggal ak gàmm màggal yi fi yàlla gàmm yentu sens na ko moom comme ni ko docteur Ba waxee léegi gàmm moom kenn suñu ko aaye ndax yentu sens na ko julli ñëpp ko bokk ndax ñu fàttaliku naissance juddu yentu sens na kon cant yàllaa ko moom nga ne alhamdulilah daan wasalaatu wasalaam muy gàmm moo tax gis ni ko yàlla tegalee nga ne booy tàmbali na alhamdulilah loo ci nekk wasalaatu wasalaam moo tax saa su ne màggal jiitu gàmm loolu secret bu ndaw la bu ci nekk ndax faaw nga sant yàlla doogu julli yentu sens na bu dëgg kon nag damay wax ne état bi na jël ay responsabilités am gis nga ñii muy dégloo ak ñii di bind ak xeeti ñenn nga xam ne dañuy bind ci kii wax ak yooyu yëpp échec am lay doon ndax lii mu dem ba jël deuxième ñu wax ko maanaam rapport bi loolu défi la li docteur wax léegi rek défi la boo xam ne dañ ko war a wëlbatiwaat mu nekk loo xam ne ndam lay doon ci ñun. soo nee ne état bi jël responsabilité nan la ko war a jëlee. waaw ni mu ko war a jëlee mooy comme xam na dañuy màggal xam béy wéy na mbuus mi toll. ñëpp léegi nekkul naan màggal wala màggatuñ béy wéy na mbuus. état boobu passé nañ ko waaw léegi comme état boobu passé nañ ko te lii yëfi Sénégal ni ma ko wax léegi lii yëfi murit bu ñu jàpp ne yëfi murit yi la 5 millions yi ñu wax ne dañuy dem ay sénégalais lañ nee naa la ñu dul ay julli sax ña nga cax bu ñu demee ñu berdal leen teral leen masha Allah tabaarkalla kenn ku ne sant yàlla subhaanahu wa taala kon yëfi Sénégal yi la fête la boo xam ne Sénégal national Sénégal yi ñoo ko moom kon léegi état na ci comme dañuy màggal lu mu daan def daaw laa wax da ko war a yokk waru ci niiblu dara sinon bu ci niiblu dara loolu échec lay doon ci moom ndax mënoo bàyyi nit ñu màggal pare nga bàyyi leen ak seen responsable taxaw di leen seetaan kon dañu wax ne sax tey bu cas yi explosé woon tey jii kenn ñaanu ko yàlla subhaanahu wa taala tey bu amoon ndax ñu jàpp nañ balaa màggal bu soobee yàlla liy jóge fi moom màggal dafa jóge waaye buñ fekkoon dañuy xalaat wala nangam tey jii kon boobaa mooy responsabilité ndax bu fekkee da nga ne bàyyi nga nit ñu màggale nit ñaa ngi dem di màggale mais état moo war a garantir askan wi fi ñu daje seen sécurité seen santé seen lépp moo ko war a garantir du dëgg léegi nag loolu ba jàllee li ci des moom alhamdulilah même bu ko état defut julliñ dañ ko def murid dañ ko def ndax damay wax ne discipline ak organisation ci jullit la fekk baax rawat na taalibe yi gis nga leen seen daayira yi dañu organisé wu buñ toogee di sikkar wala ñu toog di xasida wala ñu toog def nangam dañuy toog jigéen ñu toog fee ñee toog fee ñu wax ndànk tey ji boo demoon Europe murid dafa nekk ak diaspora bi ak suñu mbokk Tijaan fa nekk bu ñu amee ay seen xew yi police sax du fa jege police sax daanaka du fa ñëw te loolu day yéem sax tubaab bi nan la mbooloo mel ni dajale pare police du fa nekk kon organisation musulman yi koy def ñoo la ko gën def état en tout cas bu dawee responsabilité am ngir wane ne daa am lu tax mu koy def ngir benn ñoo xam ne da leen a bëgg a satisfaire en tout cas nit ñi dana jël seen responsabilité te commencé nañu koo jël suñu jàngee ci presse bi tey suba par exemple ñu ne Serigne Mountakha Bachir nee na dinañ mobiliser 500 personnes pour ñu jàppale nit ñi ci respecter les mesures barrières cela veut dire que ni état bi xëy na la mu nekk même bu ci dee traîner les pieds comme on dit bu ci dee yeexal tànkam ñiy organiser màggal ñoom la ñu ne ñanga ca ñoom xaaruñu xanaa xamoo sax état fi ñu toll nii bu ñu nekkoon ñoo xam ne yàlla dimbali leen dëgg dañuy profité ci occasion ñu muus tuuti boo ko mën a wax occasion bi ndax nit ñi dañuy def volontairement la ñuy def actuellement nii bu ñu màggal Touba ñoo xam ne dañ daan togg ndox bàyyi jëndi ndox di joxe jëndi boisson di joxe kar nit ñi ci café di leen jox
nga xam ne gratuitement lañ ko def seen poste tey bu ñu demee pandémie am tey ji bu fekkoon ministre de la santé taxaw na ministre de l'intérieur taxaw ñu woo ñi nga xam ne volontaires yi xam dañuy ñëw jàppale leen ci ak côté bu mënti doon wallaahi dana fi màggal ba ni ko docteur waxee jële fii d'accord daan mais jële fi man loolu laa d'accord jële fi d'accord kon ñu ne wax ànd màggali jële fi corona d'accord alors Cheikh Bamba est-ce que ni booy gis état wu Sénégal ni muy doxalee depuis pandémie ak ni muy doxalee depuis quelques semaines parce que li ñuy wax ci màggal geek dana am ak du am bañ passé état boobu le ministre Aly Ngouille Ndiaye rek moo ci prononcé wu mooy wax ne lépp ci loxo sëñ Mountakha la nekk mais les ministères concernés notamment le ministère de la santé ba léegi xëy na ñu ngi koy discuter ak comité d'organisation bi mais ba léegi gisaguñu lan la ñu développé ñoom comme stratégie est-ce que yaakaar nga ne ñi ngi ci disposition ñoom état bi pour remplir responsabilité bi nga xam ne moom lañ am ci fanu màggal googu la. waaw jërëjëf si question bi. man ni ma ko gisee ñaari mbir la parce que soo nee ministre de la santé. man dama koy tas en deux. dama naan le volet politique ak le volet technique. waaw donc peut-être que politiciens yi ñooy patron techniciens yi. mais man damay def la différence chaque fois bu may wax dama naan su ma nit waxee dama naan kan moo wax si ñoom. su ma nee par exemple diw moo wax mu ne d'accord bu ma aussi diw moo wax mu ne d'accord donc je pense que loolu c'est très important. donc pour man jàpp naa ni bu fekkee écho yi nga xam ne moom laa gis ñu si doxalee. gis naa le médecin chef de Diourbel keroog jël na intervention docteur Mamadou Dieng wax mesures yi nga xam ni moom la jàpp ne suñ ko defee dina baax ci déroulement màggal gi et j'imagine que aussi politiciens yi nga xam ne ñoo gérer ñooy patron techniciens yooyu aussi yaakaar naa dinañ jiital intérêt Sénégal ba topp médecins yi ci li nga xam ne ñoom moom la ñu jiital moom la ñu wax beneen bi aussi mooy man communication man dama jàpp ne c'est essentiel. man c'est essentiel parce que pour man gis naa nit ñoo xam ne gëmuñu woon ne feebar bi am na te biñ gisee sëñ Mountakha sol masque ñu gis mu def gel ak sëñ Babacar Sy def ko automatiquement ñoom dañ ko def defuñu ko parce que dañu gëm feebar bi mais comme gis nañ ñooñu def nañ ko ñoom dañ ko def te loolu communication la mënuñu am communication bu gën boobu communication boo xam ne nit ki daf koy def ba noppi mu jóge si xolam wax la ki nga xam gis naa ngi masque ñu bëri man damay dugg si oto gis ñu sol masque gis policier sol masque bi policier daal di koy wàccee donc soo ñu masque parce que dañu gëm feebar bi parce que dañ ko sol parce que policier yi ñoo dañ ko sol donc je pense que côté communication boobu je pense que loolu dañ si war a góorgóorlu baax a baax a baax ba dem aussi pour ñëwaat ci affaire pour kii bi Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom man gëm naa ni Sénégal ku nekk soo jàppee ne yow kese mën nga ko yàq parce que ni ma ko exemple bi joxe mooy bind ñu bëri bind nañ ko mooy boo gisee tronc d'arbre mooy garab ay million brin almet mën na ci génn mais benn brin almet mën na taal al yëpp ku nekk soo jàppale yow kese décision bi ngay jël pour Sénégal wala li ngay def mën nga yàq lu bëree bëri war nga xalaataat yow aussi boo nekkee Sénégal def si bopp chaque talibé buy dem Touba mu def ci boppam ne comportement moom comportement boobu bi muy xeeb mën na yàq lu bëree mën nga yàpp ko la brin almet bi nga xam ne dafa jógee ci garab ba noppi mën a taal àll yëpp yow aussi boo nekkee di dem màggal nga jàpp ne ngir mbir yi dox yow mënoo see ñàkk parce que bu ñu nee par exemple yow da nga war a sol masque man ma sol masque mooy man yow laay protéger nga protéger ma xam ne yow mënoo ñàkk ngir mbir yi dox nga jàpp aussi yow kese mën nga yàq lépp parce que su ko ñoom defee ñu def communication bu baax a baax ba nga tiital nit ñi nan dañ lay def masque boo sol masque dañ lay verbaliser mais justement dans la communication est-ce que loolu mooy rôle état mooy naan ku solul masque buñ la jàpp ci oto yi dina la def nanga mën a est-ce que menace bi moo gën je pense que il faut allier les deux parce que masque ñu ngi koy sol bu ñu romee policier bi daal di dindiwaat mais kooku yow ñi ngay jàpp mooy ñi nga xam ne dañ leen a bett mais koo bettul doo ko jàpp moo nekk verbalisation baax na parce que nit ki aussi am na loo xam ne aussi il faut nga teg ko daan mais je pense que expliquer lan moo tax mu war a sol masque defe naa aussi jar na xaar suñu tànk tubéy te ñëpp la war kenn mu ci état ak ñëpp alkaati ba nee na ma monsieur Diop ñett yoon a ngi nii ma dajeeg yow takkoo masque ba léegi bu mu dajee takkoo masque dina am fu ñu jaar alors docteur Ba dafa am loo xam ne da nga ko doon wax très souvent ci jataay yi ñuy ñëw fii lu bari mooy approche communautaire nee nañ nag ci màggal gi moom ci lañ wane approche communautaire et que am na benn travail boo xam ne le ministère de la santé à travers EPS di ko noonu tudd éducation pour la santé CNEPS exactement le CNEPS ñoom
fi lañ war a wane seen xarate mooy maanaam former ñoo xam ne ñoom ñoo war a dem ci màggal ga ne ci yoon yi di taxaw nit ñi di wax ak ñoom di leen fàttali ndigal yi en collaboration bien évidemment ak ñi nga xam ne ñooy comité d'organisation bi ñu dénk màggal gi. xam nga communication bi monsieur Thiam wax na ko. te am na benn image bu mu joxe. boobu c'est très pédagogique. benn tronc d'arbre. des milliers de brins d'allumettes lay def. mais benn brin d'allumette. mën na taay daay. ba garab yépp demaale ci. te benn brin d'allumette boobu. mooy l'individu mooy benn nit ki. cela veut dire quoi nit ki war na intérioriser wu déjà message bi approprier wu ko. ni lii man la sans moi rien ne marche te su ma ko deful lépp a yàqu su fekkente ne approprier ko nga intérioriser ko comportement positif ngay am te damay faral di wax ne te kooku yéen communicateurs yi yéen journalistes yi yéen a ma ko gën a xam la finalité d'une communication c'est le changement de comportement positif. Absolument. Et de l'individu et de la communauté. Absolument. su fekkente ne joxe nga un message juste et vrai. Juste et vrai nga convaincre sa auditoire bi mooy changer comportement xam ne kat. kii li muy wax sama njariñ la sama njariñu askan la. loolu moo nekk la condition d'un engagement communautaire. Un engagement communautaire ne se décrète pas. Pour confirmer monsieur Thiaw li mu doon wax fii léegi. répression du tax engagement communautaire am. dissuasion mooy tax engagement communautaire am. D'accord. engagement communautaire volonté la nit ki moo koy bëggal boppam kenn du ko forcer. décision également individuelle soo intérioriser l'intérêt du port de masque doo xaar ba policier bi nee la takkal masque. soo nekkee foo war a takk masque rek da nga koy takk puisque ça devient automatique parce que intérioriser nga ko. pour répondre directement à ta question. que un engagement communautaire ne se décrète pas mais engagement communautaire nit ki moo koy décider boppam mais pour mu décider ko boppam day fekk mu am la ferme conviction que lii may def sama njariñ la sama njariñu askan la su ma ci dugalul sama loxo mbir mi du sotti. beneen bi comme ni ko manager yi di waxee man je suis indispensable dans l'équipe su ma bokkatul ci équipe bi du gagner. soo laajee lay jaw journaliste sportif da lay naan le vieux Bescaye su équipe nationale mosoon rassemblé wu dafa am lu muy wax ak ñëpp mais dafa am lu muy wax ak ku nekk dafa am lu muy wax ak équipe bi yëpp mais dafa am lu muy wax ak ku nekk te ku nekk lim lay wax mooy sans toi il n'y a pas de gagne. su dul yow équipe bi du gagné te pourtant bi mu paree foofu woo na leen ñoom ñëpp te kenn xamul ne keneen ki wax na ak moom. c'est pour motiver. S'il n'y a pas de motivation, s'il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas d'engagement communautaire. Et malheureusement, Moustapha neexut a wax mais nos autorités loolu la ñu xam. am na loo wax sànq ci service d'éducation pour la santé le SNEPS. mais le SNEPS avant-gardiste la il est avant il est pendant et il est après parce que moom mooy le service de communication et d'information du ministère de la santé. mais je ne veux pas stigmatiser bëgguma également kii mais xool leen configuration au service bi soo ko xoolee nii de kii da ngay yaakaar ne c'est un service bien nippé nanga mais est-ce que le service est performant puisque la performance de ce service là nun noo ko waroon sentir mais est-ce que sentir nañ véritablement les effets de ce service à travers ce Covid lu dul ay blabla yu bari. Moi j'ai senti beaucoup de bavardage, j'ai senti beaucoup de folklorisation plutôt
qu'une communication saine et sincère. D'accord. Alors dans la stratégie Seydou Bamba Diop forcément daf ciy bokk ay nit yoo xam ne xaw ma ay relais communautaire la leen di tuddee xaw ma nu leen di tuddee ñoo xam ne il va falloir que ñu nekk ca Touba non pas nekk dans la nu mu ko waxee sax dans la répression mais nekk ci ak fàttali. À chaque fois ñuy xaw ma da leen di jox ay rajo xaw ma leen di jox mais en tout cas dans la stratégie il faudra certainement que le ministère de la santé à travers le SNEIPS ak ñi nga xam ne ñoo yore organisation màggal gi daayira yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk yëpp ji ci fàttali googu ñu ciy liggéey lu bëree bëri surtout ci respect wu mesures barrières yi raxas loxo takk masque gi demee noonu. xam nga Touba maillage à partir du mois d'ailleurs que ni ndigal la. surtout ndigal la ba noppi itam dispositif bi ko war a def mi ngi fi. mi ngi fi xam nga dafa am. loo xam ne murid yi Serigne Touba da leen cee teel a tàggat mooy affranchiru ci contingence ak dépendance am na solo. soo xoolee maanaa li ñuy wax secteur informel bari ci murid yi bëgg a moom seen bopp moo tax cosaan nga mooy di bëgg a liggéeyal sa bopp am autonomie moo tax secteur informel boobu ñooy dem ba nekk secteur privé bu mag kon ñun wàllu dépendance ci système loolu Serigne Touba dañ cee teel a génn ndax ku sanc dëkk bu toll ni Touba te administrateur bi à l'époque nekk tubaab jàppalewu la ci defar raay bu jógee Njaaréem jëm Touba nga xam ne Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko jiitu woon liggéey bi fay li war ngir loolu mën a am raay ba suñu raay la yéen raayu Njaaréem Touba suñu patrimoine la communauté mouride ñoo ko financé te noonu ñu ko financé mënoon nañoo financé raay Sénégal yëpp ndax dañoo am système de solidarité et de collecte gis nga nañ ko financé bu doon dañ ñu bàyyi woon ñu gérer ko suñ bopp exploité ko nga xam ne suñu yëf la danañ développer réseau ferroviaire boo xam ne local kenn du ko gis fenn ci àdduna ba ko Cheikh Moustapha di def ci année de crise la woon crise mondiale moo amoon kon bu ku mën a def loolu ci contexte boobu mën nga def leneen kon sensibiliser ay nit ñu ñëw Touba nga xam ne dëkkub Serigne Touba la suñ borom moo ko jagleel mu woote fa bés boo xam ne suñ borom moo ko jox mu wëlbatiku delloo ko bés ba màggale ko yàlla góor yàlla ak yonent bu suñ borom mës a jox bés da nga koo jël bésoo ko yaa ngi ciy sant yàlla de wala da nga koo bésoo ñu lay tudd di tudd bés ba Serigne Touba dafa jël bés bi delloo ko yàlla santaat ci yàlla di ci màggal yàlla kon bésub yàlla comme bésub yàllaa nag te jaami yàlla ñoo fay dem fas yéenee wax luy jëriñ ay jaami yàlla yu fay ñëw dañoo jàpp ne jaami yàlla yooyu fayug yàlla lañ cay séntu te buñ koy def itam danañ ko defee anam boo xam ne yéen a ji jiitu mooy tax lépp lu ci doon lor du ci am kon dañuy rafet njort ne murit bu ne taalibe bu ne jullit bu ne képp kuy màggali ku nekk rek ca communauté boobu nga bokk ndax Serigne Cheikh Mamadou Mountakha Bachir khalife général des mourides moom moo joxe ndigal loolu te jëfe ndigal nag mooy jëriñ képp ku gëm donc sikki sàkk kon nag la la chaîne bi xëy di is ni jooju ñuy wax sikki sàkkuwuma ci parce que li tax ma sikki sàkkuwuma ci xam nga buñ waxee 500 volontaires à titre indicatif la xam nga mbir boo koy tàmbalee da nga cay teg dara parce que bâtiment li muy rëy benn brique moo ko njëkk fondation waaw ak nu mën a toll 500 yooyu à titre indicatif la waaye képp koo xam ne nii Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul nga yaakaar mooy sa Serigne mooy sa wasila moom nga jox sa bopp ak képp ku koy bége ndax Serigne Touba ni wootee màggal gi daa garaaw de képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu bés bi ñëwatee nanga ma ci sant la yàlla ñëpp la kon kuy mbéggam di wagam mooy ko wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla jagleel ñu ko ñun Sénégal nekk Afrique te Sénégal Afrique ñu ñuul rek nekkuñu fi suñ borom tànn ñu ñuul wàcc fi Serigne Touba kon déjà li mu nekk mbirum Afrique li mu koy doon mbirum nit ku ñuul la gën a doon génnewuñ ci kenn nag waaye ndéem noonu la demee te Cheikh Mouhamadoul Mountakha joxe na ndigal ngir ñu màggal ko ci anam bu mucc ayib nañ won waa Occident won ñeneen ñi nga xam ne ñooy joxe ay santaane won leen ne santaane yi ngeen di joxe xam nga lu tax nit ñi jëfewuñ ko da ngeen a déggalu di yàlla ki déggal yàlla ba mu joxee santaane jëfe nañ ko kon défi la màggal gi ci ñun défi la ci organisation défi la ci prévention défi la ci réussite mais défi la aussi ci recette yi mu daan engendré nga xam ne état bi da doon jox partie bu dul boo xam ne daaw ko am ci lu dul màggal kon nañ bokk waajal màggal gi teg ko ci ndigalu Cheikh Mouhamadoul Mountakha li mu joxe ci contexte bi mu doon
te ñu xam ne bu ñu fi jógee incha allah ne nañ fàllu màggale woon 1947 ñu signé accord de Paris nga xam ne moo jeexal guerre bi organiser waat adduna bi. loola ñu def ko bu ñu ko defee mu jël fi Covid bi. nga xam ne fi dootuñu ko dégg fenn ci àdduna ndax diggante bi sëñ Fallu wootee màggal gi muy le 11 janvier 1947 dëppoog le 18 safar 1366 ak bi nga xamee ne mooy le 10 février bi ñu signé accords yi à Paris dama ne 28 jours moo fa dox 28 jours yooyu nag Touba la. Touba muy 28 te noonu mu demee noonu. ci lu gën a néew bés lim boobu yàlla na suñ borom def ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi ñu wooteel bés bi lu ko lépp lu nga xam ne loraange la te Covid bokku ca mu jóge fi te ñëpp xam ne nag wooteb Serigne Touba la ko suñ borom jaarale ñu sant ci yàlla sant Cheikh Ahmadou Bamba Seydou relever défi wu 5 millions de masques déjà relever défi boobu am na entrepreneur yu engagé wu ne mën nañ ko ñu bokk ci communauté ak ñu bokk feneen déjà y a d'abord le fait que c'est un défi à relever pour que ñëpp am masque mais également du point de vue économique lu jar a def la xam nga Moustapha dafa am loo xam ne ndimbalu yàlla la te dañ koy santawaat yàlla gis nga masque bu ñu koy wax sa xel ci lu njëkk a dem mooy artisanat artisanat Bawol mooy le berceau de l'artisanat fa la artisanat fekk baax léegi ñi nga xam ne ay artisan lañ nga xam ne bu dul woon dara loolu dañ koo war a defar ngir dunde ko dañu ceeg ndigal ba pare ndigal li dëppoog loo xam ne day tax nit mucc ci loraange kon loolu suñ xel war na cee mën a dal maanaam 5 millions yi ni muy demee ci nit ñi di leen fegal jàngoro ji nga xam ne sabab la rek wane nit ñi ne leen ñun ñii kat li ngeen digle ñu ngi koy def ngir mbooloo ngi daje waaye nag li ci ëpp solo te li ciy musal ñun mooy ndigal li ñuy jëfe waaye ci sur le plan économique loolu muy revigorer économie bi di injecter ay ressources ci ñi nga xam ne ñooy yëngu di daan seen doole loolu beneen anam la loolu nag màggal gi def ci du ci masque yi feeñ ci transport rek ñi jaay mbirum lu ñuy dundee lépp ak ñi nga xam ne dañoo yor réseau télécommunication opérateurs yi comme ni ko sëñ Xaadim Thiam waxee il faut aussi ñu gën a góorgóorlu ñoom parce que màggal gi contexte bi moo tax dañuy soxla réseau dañuy soxla di diffuser dañuy soxla aussi di synchroniser. mu mel ne défi yaa ngi mais sëñ Maam Cheikh am na beneen défi boo xam ne parce que docteur bi ñu commencé waxtaan loolu la wax mu ne ñun li ñu bëgg souvent moom la Covid bi bañ mooy rassemblement gi demee noonu ñëpp xam nañ ne fan yi màggal diggante jumaay Touba ak li ko wër ak li ñu tuddee bérébu say siyaar yi dafay am ay rassemblement yu bare est-ce que yaakaar nga ne tey matériellement c'est faisable ñu fexe ba nit ñi mën a dem def li ñu bëgg a def mais éviter tàncaloo bi fi daan am mais également fexe ba képp ku fay ñëw les mesures barrières nga mën ko respecter. waaw xam nga tàncaloo gi moom ak dajaloo bi jàpp naa ne xëy na dëgg la màggal lay gën a bare waaye fi mu toll moom mi ngi am. mi ngi am marché Castor bi ñu ceegul dara boo fa demee moom li ngay tàncaloo ne la mbas mi yàlla ci mucc la rek waaye même ki toog këram confiné woon comme nañu ko daan def bu njëkk faaw da nga lekk sa bon dana génn dem marché wala dem bitig ba wala yow nga dem banque waaw kon kenn mënu ci mucc kon tàncaloo bi moom mi ngi am ba nii may wax ak yoon ñu ngi koy def ci école ñu ngi ko def ci marché ñu ngi ko def lépp xëy nag màggal Tuubaa ni nga ko waxee nit ñi dañuy gën a yokk dañuy gën a bari waaye jàpp naa ne léegi docteur daam lu am solo loo xam ne mat naa bàyyiwaat xel mooy tàngoor bi nga xam ne virus bi ñimiwu ko loolu ba léegi médecins yi waxuñu ci te mënoon nañ ca gën a dalal xelu Sénégalais yi te pourtant ni wax nga ni mu ko waxee ne wax na dëgg man bi mu doo commencé njëkk a commencé rek la seetaan BBC benn docteur wax ko ñu ko laaj ko boobu xam nga ji ma été bi ci hiver bi la feeñ Europe comprendre moo wax ne waa ji laaj ko ne ko waaw léegi virus bi bu tàngoor na la demee mu ne tàngoor moom nee na déggaram maanaam dooleem kattanam day wàññi ku baax a baax loolu ko day wàññi ku baax a baax bu gisee ñun Afrique li ñu gën a muccal mooy tàngoor yi la zone tropicale waaw moo ñu muccal donc Touba nag nekk na dëkk Bawol boog tàngoor woo xam ne tàngoor woo xam ne wax dëgg yàlla jàpp naa ne tàncale googu sax mooy reyaat virus bi ndax ñëwut ndax virus bi ñëwut tàngoor te bu tàng day tàng jëpp nit ñëpp day faatu ci sase kon nag li ci am solo mooy nañ takk masque rek comme ni suñu Bamba wax rek nañ def sabab yi daal yi nga xam ne moom médecine wax na ko al axd bil asbab naka jekk loolu la ndax yàlla subhanahu wa ta'ala dem li mu digle mooy da nga koy jaamu waaye nag da ngay jël ci sabab bi da ngay ci sabab bi boo nee damay jaamu yàlla te du jël ci sabab bi da ngay kii kon moo tax damay wax ne fi ñu mënoon balaa mais jullit ñi rawat na ñuy màggali wala ñuy gàmm mooy ñu ne ñun nañu takk masque takk ñu dara boobaa kat dañ leen mën a jam waaye alhamdulillahi rabbil alamin sëñ mu taxa bañ ñoo ko ba wax 5 millions de masques mais 5 millions de masques sëñ bi lu yéeme la de lu yéeme la fi mu doon barki dem Touba maa ngi dugg marché ko ñëpp a nga ñëw te di foofu doolu yaa ngi dégg riir kërek te lépp ñooy ay masques lay ñëw donc kon loolu li mu nar a yëkkatiwaat ci économie réew mi
beneen la ndax masque kenn daaw ko préparé ci màggal te teewul la daa am ci màggal ba léegi day am de dañuy jënd nag yi dañuy rey boisson lépp day am waaye am lenn lu yëkkati ko mooy ay masque nga xam ne Sénégal yi gën a tuut muy téer yi gën a kii. waa ji nee na bernde yi ren ci masque lay tàmbalee ba ci gëlëm. am na benn waay bu xorom sax bi wax ne moom nee na màggal gi moom nee na sax def ko 8 kilos nee na ci li gën a neex ndax ñaari nit benn xar ñaari nit benn xar ñetti nit benn nag kon c'est-à-dire kon day nekk li mu soxla lu am solo loo xam ne mat naa bàyyi xel muy mesure barrière yi nga xam ñu ngi koy def te ñu dalal suñu xel rek dalal suñu xel bu baax a baax xam ne tampaloo geeg yooyu yëpp ni ma ko wax rek yàlla dimbil nañu am na secret bu yàlla def boo xam ne virus bi moom ñëwut tàngoor loolu yaakaar nañ ñëpp xam nañ ko du dëgg léegi li ci dëpp nag mooy daayira yi tamit daayira yi waaw daayira yi nga xam ne ndax màggal fi mu toll fi mu tombé contexte bi waruñu ko bàyyi rek ni ñaan comité d'organisation bi ñoom kese ñu bàyyi leen ko fi mu toll à part maanaam maintenant fi mu toll actuellement nii daayira yi jógee Dakar sax dem normalement waaw war nañu organiser maanaam ni ñu war a organiser mooy daayira bu ne booy dem di màggal yi jëlal fukki nit nga ne fukki nit yi kat yéen lañ jox yéenay benn bu fekkee am masque yéenay joxe masque yéen fukki nit yi sel bi yéen a koy joxe yéen fukki nit yi yéenay wax ak nit ñi loolu suñu daayira yëpp bu ñu ko defoon rek non ñun état sax boo war duñu ko soxla bonne organisation waaw état sax duñu ko soxla ndax daayira yi fu ñu lay jógee Dakar li te daayira y a pas meilleure approche communautaire que daayira waaw wallaahi nas kon daayira yi bi ñu organisé rek déjà soxlatuñ ñun sax li état yi def bu ñëwee baax na bu ñëw nag ñun fekk na organisé nañu pare ndax Dakar li fi jóge daayira kenn xamul toll kon loolu tey maa ngi profité ci plateau bi di woo jëwriñ daayira yi moo xam Dakar la moo xam Touba la moo xam Louga la moo xam Saint-Louis la ba ñoo départ nañu waxtaan seen biir xam ne dañoo ci contexte dañ ne contexte Covid nañu waxtaan seen biir xool kenn ko lañ koy sas ñu sas ko ñii maanaam gel yi ñii masque yi ñii sensibilisation bi loolu jàpp na ne bu ko day yëpp defee rek daa da ko romb sax li ñaan réunion yi foo demoon li ñaan réunion yi ndax ñu ragal suñu président yi mooy ko romb ku ne ma espion léegi mujj kenn ku ne nekk soldat léegi kenn ku nekk soldat boo xam da ngaa face ak Covid bi loolu lay mujj doon kon loolu tamit bu ñu ko defee jàpp nañ ne bu soobee yàlla danañ màggal ci jàmm ak salaam te jële fi Covid bi jële fi Covid incha allah du ko def te boobaa ndamal état lay doon moo tax muy profité ne état na góorgóorlu lu mun na def bu yokk ko ndax it bu fekkee ne dafa wane tuuti ak càggante wala tuuti bàyyindiku loxoom te muy yëfi Sénégal ni ma ko wax du yëfi mul kese yëfi Sénégal yëpp la ñëpp képp ku di Sénégal yaa ngi ci biir tubaab yi sax naar libaane yi sax ñoo ci gën a doxale ndax seen usité xeet di mel noonu kon ñëpp ngi ci biir damaa jàpp ne buñ ci góorgóorloo ba liñ ci war a def lépp ñu def ko bu soobee yàlla buñ ci génne ci mbas mi Sénégal bu nekkoon maanaam deuxième première lay doon ndax li tax li leen ko may mooy mbooloo daje nañ ñu màggal ci jàmm def la ñu war def te Covid ba ak bëgguñ ci màggal mais xam naa ne forcément màggal bi ñu jëm dina changer lu bari ci comportement à l'avenir est-ce que dañ ci war a tirer ay leçons yu permettre xëy na que ni ca yeneen màggal yi jëm yàlla na ko ñëpp fekkee ak jàmm organisation bi mën nay gën di améliorer wu parce que déjà bu ñu dee wax ne man d'ailleurs daaw je l'ai dit daaw bu ma demee màggal ma ne chaîne de télévision yi ni ñuy installé woofu ci Touba foofu bokk na ci liy xatal jumaa ji alors ren bu ñu waxee ne dinañ ko dindi est-ce que yu mel noonu du wéy ci yeneen màggal yu ñu jëm xam ne on peut avoir une meilleure organisation waaw mooy li ma la wax tàmbali bi rek te docteur Ba feddali ko mooy Covid bi bien que lu baaxul waaye ubbi na ay bunt yu bëree bëri benn bi mooy opportunité yi nga xam ne moom la créé opportunité yi voilà opportunité yi mu créé ginnaaw aussi génne na aussi ay défaillances yu bëri mais opportunité yi mu créé si wàllu emploi ci wàllu xarañ ak wàllu lépp et puis da ngay gis ne aussi si même bu dul si màggal gi sax am na organisation yu bëri yoo xam ne ñu naan doxalee depuis 20 ans noonu la ñuy doxalee parce que boo seetlee Sénégal ñaata nga daan dem seen bureau ñu ne dañ dem mission yoo xam ne amul benn njëriñ ñaata man séminaire laa daan demoon sama bopp dañ koy wax yëpp il y a 5 ans am na patron ki fa nekkoon directeur ko organisé woon na ko ñu répété waat la même chose mais gisoo bi Covid bi li ñu njëkk a def mooy éliminer mission yëpp éliminer séminaire yëpp mais xoolee ñaata xaalis moo si gën te pourtant Sénégal bi avancé donc buntu bi nag moo si am léegi séminaire ak voyage mën na ñàkk ci administration bi loolu déjà jàng nañ ko si de la même manière aussi fële aussi comité d'organisation bi aussi am na yu bëri yoo xam ne aussi depuis 20 ans ñu ngi koy def buntu la yoo lay nekk aussi ñu changé ko benn yu si jiitu mooy da nga gis heure bii dana fekk moom ay caravane ñu wër àdduna bi def ay séminaire ay colloque ak yu demee noonu yëpp léegi si ëpp léegi mën nga ko def en ligne parce que gis naa ay si yeneen dëkk ay xutba yu ñu doon def parce que xutba boo koy def si kon bi ngay woo 300 personnes nga def ko si internet bi mën nga am 15 000 personnes donc léegi ñu xam ne léegi voyage yi nga xam dañ ko doon def yëpp pour dem wane Serigne Touba ak yëpp mën na wéy waaye wane Serigne Touba aussi mën na gën a nekkee ci internet bi parce que chaque fois dama ko def ne que ñi nga xam ne ñooy sëtu cheikh yi
surtout kilifa diine yi am nañ mission bu mag a mag a mag a mag parce que seeni maam dañoo teg ay benn liggéey boo xam ne ñoom ñoo ko war a perpétuer mais pour ñu perpétuer liggéey boobu bis mu nekk dama koy wax ñoom il faut ñuy bind il faut comme yow ni nga def il faut ñuy bind il faut ñuy wax c'est-à-dire que gis naa ni kilifa diine yu bëri boo xam kilifa yu mag yi li ñu fi bàyyi seen sët que ne ñoo ko war a perpétuer perpétuer bi ñu ngi demee mooy ñu gën ko leeral nit ñi parce que am na olof yoo xam ne ak arabe yoo xam ne ñi ko daan làkk yaa 100 ans làkk ñu ko léegi donc am ngeen mission bu mag a mag a mag mooy li seen maam yi bàyyi ngeen liggéey mais il faut ngeen di bind il faut ngeen di wax beneen bi mooy réseaux sociaux yi chaque fois def nañ si émission man ak yow ñuy wax naan wooy dafa am ñu bëri ñuy wax lu bon ci kilifa diine yi mais man bi ma laajee dama leen wax ñooñu ñu ngi seen monde lañ nekk. mais ñi nga xam ne ñoo leen war a tontu. voilà il faut ñuy bind. man bu ñu ñëwee na par exemple Serigne Touba par exemple juy na si géej gi. kenn dina ñëw ne la waaw man tamit pourtant sama maam suñu village amul woon ndox te chaque fois daan dox si géej gi. dama ko mënoo ko yee. mais Serigne Touba mission dépassé li mu doon def dépassé na géej gi am na yeneen donc la tax leneen ci ginnaaw. yooyu ngay dañuy wane jéem a jël li nga xam mooy xam-xam. li mu bind ak li mu wax ak li mu jëf. ñu fësal ko te fësal bi mooy bind ak di ko wax donc mission bi nga xam ne moom la site yi am mooy loolu bi si mujj rek mooy communication bi encore gis naa nit koo xam ne dafa daan sol masque ma xëy gis ko mu sol masque mu ne man day masque bi dama gis sama sëriñam la wax dem di ko ziar Tuubaa mu sol masque waaye mu séntu si wér wala dara waaye jëm sëriñam def ko rek waaye bu fekkee mën na gis sëriñam def ko mu topp loolu sëriñam daa muy lu baax donc état bi nañu maximiser si màggal gi yu bëri yoo xam ne ay faay la woon yu ñu mënoon lijjanti ñu jaar fi lijjanti ko te mën na nekk justement yu ñu mënoon a lijjanti ñu jaar fi lijjanti ko muy ay faay yoo xam ne nemmeeku woon nañ ko ci communication état bi ci stratégie bi yëpp ñu bëri jàpp ne màggal gi suñu amee l'approche psychologique et sociologique qu'il faut comme li mu wax sànq mën na tax état bi jaare fa ngir jëlee fi corona comme on dit. Opportunité à saisir. du état bi moo ko fiy jëlee. mais c'est les citoyens. et c'est leur comportement. moo ko fiy jëlee. état bi. dafa war a mettre les conditions. accompagner sensibiliser. wax nit ñi la nga xamante ni noonu la ñu war a def. wax nit ñi également situation bi. expliquer également danger bi fi nekk. xam nga su ñuy wax épidémie. parce que tout le temps dama koy répéter mais dañuy naan la répétition est pédagogique. épidémie du feebar bi mais épidémie bi chaîne de transmission la moo am ay étapes yu bari. étapes yooyu yëpp nag communication vraie communication sincère communication correcte mooy fexe ba chaîne boobu na rompre. parce que communication ba mooy tax. mu am changement de comportement mais gis nga même le comité scientifique bi ñuy wax su amee walla su amul sa mission première moo doon étudier le virus contextualiser ko au niveau du Sénégal par rapport à nos personnalité voilà am exactement xam personnalité parce que virus bi dafa am personnalité virus dafa am personnalité te du virus rek germe infectieux yëpp la sinon gis nga c'est des ennemis c'est des adversaires benn bi dañ lay naan da nga koy jàng nga méngale ko ak les réalités socio-économiques terrain bi nga seet ci biir réalité socio-économique yi yan mandarga wala yan fànn wala yan instrument ngay mën a jël pour xeex ko parce que li koy rey Europe du li koy rey fii li koy rey Europe du li koy kooku nag virus ak bu mu mënti doon la parce que am na phénomène bi de phénomène d'adaptation d'accord am na ñuy wax ne mën na fee jaare am lu ñu tuddee immunité collective yaakaar nga ne mën naa nekk très rapidement parce que ñu ngi wax ne waxtu jeex si mais expliqué naa ko ci plateau yu bari xam nga c'est une maladie boo xamante ne bii dafa am ressemblance ak tuberculose mais 95% des populations sont des porteurs sains du bacille de Koch firnde bi mooy bala nu laa ñàkk contre la tuberculose dañ lay njëkk a tester d'abord est-ce que tu n'es pas en contact avec le germe. D'accord. Cela veut dire que simplement le germe est ambiant. Seydou en quelques secondes ak sëñ Mame Cheikh ñu tëjee foofu parce que ñii dañuy ñëw remplacer ñu alors très rapidement approche bi d'accord nañ ci ne convaincre lay doon et non
bëgg a forcer nit ñi pour ñu def dara comme ci takku masque yu demee noonu. waaw xam nga. li ñu wax sànq rek tënk na lépp. maanaam nañ bàyyee Cheikh Mamadou Mountakha kàddu gi. comme li nga xam ne mooy musal nit ñi ci jàngoro ji ci wàllu fàggandiku joxe na ci ay ndigal. nañ ko jëfee ci anam ba mu gën a rafetee bu ko defee li nga xam ne moom la bëgg ci ndam ci màggal gi. suñ borom defal ko ñu ànd ko moom ci barke Sëñ Tuuba. sëñ Maam Cheikh jërul tiit jërul ragal mën nañu màggali jóge fi tàqali ko corona. wallaahi xam nga ay ma jeexale suñu borom subhaanahu dafa wax ci alxuraan ne wa maa kaana linnaasi an tamuuta illaa bi idnillaahi kitaabun muajjalaa wa man yurid sawaaba dunya nuutihi minhaa wa man yurid sawaaba laaxirati nuutihi minhaa wasa najzi shaakiriin loolu yàlla suñu borom subhaanahu ayu yéeme yàlla ne na amul benn bakkan ci bakkan yi lu dul dana faatu ci ndigal yàlla subhaanahu wa taala waaye ab dat la ko yàlla wutal boobu contexte bi mu tombaloon mooy yonent sallallahu alayhi wasallam dafay jóge gars yi commencé saalit ñi naan mission bi jeex na ñi naan kon say jeex na ñi bëgg murtad ñi bëgg na yàlla ne leen Muhammad dem na jël naa ko dem na léegi nag ku deltuwaat ginnaaw sa bopp nga deltuwaat ginnaaw waaye wàññiwul yàlla dara te yàlla nag dana fay wa sayajzillaahu shaakiriin loolu yàlla wax fii da yàlla waxaat ne amul benn bakkan boo xam moo tax mu leen doon ñaax di leen yedd ne leen amul benn bakkan boo xam ne da nga faatu lu dul sa heure faatu daa jot te yàlla bind naa ko am na fu mu ko bindee bu doon kiri koro da nga ko faatoo képp koo xam ba àdduna rek ngay wër nag jëlal na la jox àdduna mooy koo xam ne lislaam jëloo da nga bëgg toog sa kër rek dama màggal sama yónnee ko ci man daal sama bakkan laa bëgg yàlla nee na ba lay dana la ko bàyyee waaye képp koo xam ne ma ngaa bëgg àllaaxira nga xam ne da ngay dem màggali sant yàlla suñ tubaab yàlla subhaanahu wa taala yàlla ne wa sayajzillaahu shaakiriin wa sanajzi shaakiriin loolu yàlla wax te yàlla ne shaakirin la wax ñooy sant ñooñu laay fay kon yàlla defal màgg bu jàmm amin Serigne Mame Cheikh Mbacké président AIS nekkoon suñu ay gan tey ci diine ak jamono moom ak Seydou Bamba Diop maa ngi lay gërëm bu baax di gërëm tamit beneen Bamba bi muy Cheikh Ahmadou Bamba Thiam docteur Amadou Ba maa ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm toute l'équipe technique Serigne Salou Bey ak Babacar Diouf ñoom ñoo nekkoon ci caméra bi Cheikh Tidiane Ndiaye moo nekkoon ci régie bi di gërëm baax Oustaz Assane Diouf mi nga xam ne ay bés bu ne moom mooy coordonné émission bi waxtaane thème bi choisir invité yi ban mën a ñëw waxtaane ko ci ni mu gënee ñu koy gërëm baax di ko jaajëfal moom Serigne Assane Diouf mbokk jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Walf TV ñu joxante dig daje alxames ak jàmm ci beneen diine ak jamono. asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci négalu sëñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes ak njabootu maam Cheikh Seydi Hadji Malick yépp jamaatul Nour al Sunniya